asalaamaaleykum mbokki déglu iRadio di déglu di seetaan ITV ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen wax bisimila ci seen émission spéciale xam ngeen ne bi coronavirus bi démarré ba léegi fii ci iRadio ak ITV ak groupe emedia.sn dañoo décidé di defal une émission spéciale pour waxtaan ak askan wi gën leen ñaax si surtout si sensibilisation bi di xew te tamit di faram-fàccee décision yëpp lañ ci jël. tey nag ñu ngi ak docteur Cheikh Sokhna nag épidémiologiste la moom docteur boobu ngeen dégg ñu tudd di ji rawut nekk fële état ca France Marseille naan chloroquine bi mun na maanaam bokk ci li xamante day faj feebar bi coronavirus bi ñoom ñooy liggéeyandoo moom Cheikh Sokhna en même temps moom mooy chef de projet bi nga xamante ni docteur boobu daañu waxtaan ci fànn boobu gindi askan wi ci loolu ak yan matuwaay la ñu war a jël ci feebar bi xam nga ne moom day liggéey aussi ci grand rassemblement maanaam nit ñi fu ñu tasee fi feebar di mën a law liggéey nañ ko càmbar ko daañu ñëwaat ci loolu. Sénégalais yi maanaam ci émission bi te waxtaan ak ñun laata ñuy progressé xam ngeen ne démb ci ngoon chef de l'État kii di président Macky Sall jël na ay matuwaay yi nag pour xeex li nga xamante ne mooy coronavirus bi ci 8 décisions yooyu maanaam juróom-ñetti décisions yi Macky Sall jël mooy état d'urgence ci réew mi minuit lay commencé tey ci minuit état d'urgence bi minuit lay commencé ci mardi bi maanaam talaata bi couvre-feu ci réew mi yëpp ba de 20h jusqu'à 6h du matin. 20h jusqu'à 6h du matin le couvre-feu dem maanaam couvre-feu mooy bu ñu ko boo leen ko déggee soldats yi dañuy génn ci mbedd mi policiers yi ak gendarme yi benn nit warut a dox heure boobu maanaam 20h bu jotee ba 6h du matin bu ñu jullee gee ba pare ku nekk na du këram kenn du génn bu loolu weesoo confinement total nga xamante ne 1561 personnes nit ñi xamante ne ñoom dañoo nekkoon ay contacts. xamante ne dajeeg ñu feebar ñi ñoom da leen def confinement dugg na ci hôtel di leen saytu loolu mesure boobu jël nañ ko léegi ñu bëri léegi leen doo ko xam ne ndekete am na 1561 personnes bi xamante ne ñoom nekkoon en contact de projet de loi ci assemblée nationale pour jox njiitu réew mi maanaam sañ-sañ muy gouverner par ordonnance di jël en matière de budget et de sécurité bu loolu weesoo am na benn mobilisation d'un fonds de 1000 milliards pour soutenir économie bi soutenir ménage yi ci période bi nga xamante ne mooy jafe-jafe coronavirus bi te jël aussi 50 milliards mu accompagner yi nga xamante ne ak néew ji doole yi pour lu ñuy lekk lu ñuy naan parce que xam nga ne boo defee confinement def état d'urgence néew ji doole xam ne dañu yeewu seen kër te dem wuti dépense par jour dañu am jafe-jafe loolu tamit bokk na ci mesures yu ñu jël 8 mesures ñu mën a retenir ci loolu tey nag ci talaata bi moom njiitu réew mi dina dalal aussi opposition parlementaire ñi xamante ne ñu ngi ci assemblée nationale te nekk ci opposition bi kii di Idrissa Seck kii di Pape Diop Ousmane Sonko ak ñeneen ñi xamante ne ñoo ñëpp ñu ngi assemblée nationale daañu tase ak moom tey waxtaan ak moom ci li xamante ne mooy yore réew mi surtout période bu ñu dugg xam nga ne ñëpp ne nañ période bi période de guerre la lañ dugg laata ñuy dem ci loolu ñu delluwaat ci wolof ci discours bi nga xamante ne chef d'État jël na ko démb moom président Macky Sall ñu déglu ko ci kàllaamay wolof pour askan wi gën a miin ou bien gën a jël lu mu wax ci loolu. loolu mën na nekk tout de suite ñu ànd ak président Macky Sall en wolof ñu bu fekkente ne ni jàppandi na ñu def ma signe comme ça ñu mën a bàyyi suñuy téléspectateurs yu iRadio yu ITV ak waa iRadio ñu déglu ko en direct en wolof du palais de la République le chef de l'État à l'instant qui s'adresse aux Sénégalais. maanaam bu ko 8h si ngoon ba 6h si suba maanaam guddi gi diggante 8h si ngoon ba 6h si fajar gi danañu interdire nit ñi génn ci biti loolu yëpp dañ koy def nag ngir bu bëccëgee itam même bu doon naam nit ñi danañ dox soxla yi ñu war a dem marché ñu war a daan seen doole waaye ñu def ko ci anam bu nga xam ne dana moytu daje bu ëpp bi ak maanaam rassemblement yu bari yi loolu mooy li nga xam ne moo ñu mën a fagal xam naa ni feebar bi indi na ay gàllankoor yu bare gàllankoor yooyu nag dem na ci koom dem ci entreprise yi dem ci suñu doom yi nekk bitim réew ñu tudde leen diaspora looloo waral ma jël ay matukaay yu am solo yoo xam ni benn dinaa jël lu toll ci 40 milliards def ko ci njëndum
lu mel ni ceeb wala dëwlin ak suukar ba ci meew jàppale ko askan wi si jamono ji ñu nekk loo xam ne dinañ ko tàmbali fii ak semaine bi di ñëw mu nekk action bu gaaw boo xam ne dina law ci biir Sénégal waaye itam taxawal na benn fonds boo xam ni dañ ko tuddee fonds bi xeex jàngoro ji ak li nga xam ne mooy jafe-jafe yi jàngoro bi indi jëmale ko ci koom-koomu réew mi fonds boobu nag ak li nga xam ne situation Covid-19 indi na ko ci réew mi toll na si junni ay milliards boo koy xool budget bi boo ko xaajee ñeent benn xaaj bi la junni milliards la ñu fas yéene mobiliser pour jàppale entreprise yi fexe ba liggéey ñu bañ ko yàq te kenn bañ a ñàkk liggéeyam ci ndax situation bi ndax xam ngeen ne lu bëri tëj na aéroport yi tëj nañu hôtel yi tëj nañu restaurant yi lu bare ñi nga xam ne aussi dañuy def ay spectacle ñu bare am nañu tolof ci seeni activité donc fonds boobu li tax mu jóg mooy mu jàppale koom-koomu réew mi jàppale secteur yooyu la dinañ jàppale itam suñu mbokk diaspora ndax ñoom ñoo daan liggéey di yónnee réew yu bëri tey ji kenn liggéeyatul kenn génnatul sax ci biti kon daañu jàppale njaboot gi mooy la ma wax ci dund gi waaye itam daañu jàppale waa diaspora bi dinañ xool ministère des affaires étrangères nu muy liggéey ak ambassades yi ak consulat yi jaar ci daara yi jaar ci daayira yi ak ci association villageoise yi ak ci ni nga xam ne ñoom noonu la ñu toogee ci diaspora bi ngir ñu indil leen ay ndimbal ci wàllu ndimbal ba tey xam nañu ne entreprise yi amaloon nañu nguur gi lu bare ci wàllu impôt ba tax na impôt yi ñu jàll atum 2019 te ñu waroon ko fay jamono ji lu toll ci $200 milliards ci suñu koppar ñun nguur gi dana ko teggi entreprise yi ndax ñoom itam situation bi nga xam ne dal na leen ci wàllu feebar bi la presse bi tam bokk na ci secteur yi nga xam ne mbir mi laal na leen ba tax ñoom it dinañu xool ci yan anam lañ leen di mën a jàppale ngir seeni liggéey bañ a am jafe-jafe bu loolu weesoo sama mbokk Sénégal maa ngi fàttali ni doomu jàngoro bii du doxal boppam di dem fu mu dem rek doomu aadama moo ko fa yóbbu tey jii maanaam nit moo am jàngoro bi ci biir yaramam mu xam ko walla mu ñàkk ko xam mu toog ak ki mbokkam toog ak ki xaritam toog ak ki ñi muy àndal di liggéey walla leen ko moo tax ñu ne ginnaaw amaguñu garab gi faj li ñu mën def mooy wàññi yaatuwaayu feebar bi wàññi itam dox bi ak dajaloo bi lii moo waral ñu ne nañu limité te loolu àdduna bi yëpp noonu la ñu xeexee ndax boo ko defulee dana jéggi dayoo te bu jéggee dayoo kenn xamul situation bi te foogoon nañ sax ne du yegg si Afrique waaye tey gis ngeen ne feebar bi mu ngi biir Afrique foogoon nañ ne du rey waa Afrique tey jii doomu Afrique yi ñuul ñu ngi faatu si feebar bi kon nag nañu fagaru te it Organisation mondiale de la santé nee na bu ñu naagu wala yaakaar ne ku nekk ndaw feebar bi du la laal kon daal maa ngi ñaan ñëpp ñu yokk suñu fagaru fexe itam doomu jàngoro bi moom ñu yemale ko xeex ko ci niñ koy faje fexe ba bu ñu respecté lii ñu wax ci dem bi ak dëkk bi te état d'urgence bi dina si jàppale bu baax a baax am nañu yaakaar te ñu ngi di ñaan kilifa diine yëpp ñaanal ñu ci loolu suñu doxalee ni ñu ko waxee yàlla mën nañoo musal ci bi jàngoro kon nag maa ngi ñaanaat kenn ku nekk ci ñun muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy kilifa diine kilifa aada kilifa bu mu mënti doon nañu ñun ñëpp ñu jóg takku ngir ñu xeex jàngoro Covid-19 ngir sauver suñu réew sauver suñu njaboot sauver suñu askan sauver itam askanu doomu aadama lii moo doon ci gàttal kàddu yi ma bëggoon yëkkati jëmale ko ci yéen di ñaan yàlla génne fi bii musiba ak balaa
ci Sénégal génne ko ci àdduna bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. di doon déglu discours ki xamante ne chef l'État def na ko démb kii di président Macky Sall ci wolof di tënk matuwaay yi ñu jël ci réew mi pour xeex li di jàngoro bi coronavirus. ñu ngi ak docteur Kon Sokhna Cheikh Sokhna moom IRD la nekk fii ci Sénégal dafa ñëw pour def fi liggéey bu yaatu ci réew mi waaye mu ngi liggéey IHU de Marseille bi nga xamante ne kii di docteur Didier Raoult moom moo ko yore Didier Raoult nag fan yii yëpp mu ngi ci presse bi ci réseaux sociaux yi maanaam scientifique la biologiste la dafa liggéey ci mbirum maanaam feebar te moom nee na chloroquine bi ñu xamante ne moo ni ñu ko woowee nivaquine fii ci suñu réew yi na ko gën noonu la ko gën a xamee mun naa maanaam participer ci xeex feebar bi te kii di Cheikh Sokhna moom mooy responsable équipe 3 bi Marseille chef d'équipe bi nekk fale ci Marseille IHU bi liggéey ak docteur bi tous les jours xam naa confinement bi ak lu ñu xamante ne mooy avion yi demuñ ñëwoon moo tax Cheikh Sokhna continuer nekk fi Sénégal ba léegi parce que dafay liggéey loolu moo tax mu ñëw fii Cheikh Sokhna déglu nga mesure yu chef de l'État jël par rapport à coronavirus bi est-ce que yaakaar ne doy na pour xeex jàngoro bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh donc Alassane Samba Diop maa ngi lay nuyu. di nuyu waa auditeur i rajo bi ak téléspectateur i télé bi di leen naanal jàmm ci ñaan suñu borom subhaanahu wa taala musiba bi ñu dal mu gaaw a teggeeku incha allah rabbi parce que ñun ñaan rek lañ xam ay croyants lañ donc dañuy ñaan waane nag nañ aussi fagaru bu baax boole kook ñaan bi je pense que mesure yu président de la république jël boo ko seetloo dañ koy yokk nànk-nànk chaque fois ñu jël benn mesure après ñu teg ci beneen xam naa ne stratégie évolutive la ñuy wax wala stratégie progressive boo ko bëggee wax ci français. boo ko mëngalee ak li mu njëkkoon a jël ak léegi yokku na mais dama jàpp ne structure sociale wala suñu Sénégal ni mu demee moo tax xam naa bëgguñu def confinement total. et si li ma si jàpp ñett mbir moo tax ma xalaat ko benn bi mooy confinement total si tubaab yi baax na parce que ay famille restreinte la ñu am. mooy famille mooy yaay papa ak ñaari doom. fii dañu am ay famille yoo xam ne macha allah da ngay gis famille boo xam ne léeg-léeg nga fekk fa fukki nit ak juróom wala ñaar fukki nit. fanweer sax wala fanweer léegi. xam nga ñooñu boo leen bëggee confiner déjà yow yaa ngi créer benn écosystème bu ndaw seen biir kër. feebar bi ci biir kër gi. voilà ci biir kër gi. loolu mooy première ponk bi. deuxième ponk bi mooy li ma mujjee wax mooy promiscuité bi. loolu la tubaab waxee promiscuité mooy maanaam ni ñu tàccaloo suñu biir kër yi ni ñuy fanaanee et cetera. troisième chose bi mooy xam naa ne aussi dañoo am problème si li ñuy tuddee grand rassemblement yi. mooy màggal yeeg gàmm yeeg marché yeeg ngénte yeeg yooyu. donc structure sociale u Sénégal moo tax xam naa ne ñu ne nañ def benn état d'urgence ensuite maintenant def benn couvre-feu de 20h ba 6h du matin man sama problème bi réglé nañ ko ba 20h ba 6h du matin mooy 22h du matin comme virus bi moom gars yi ñoo koy doxloo moom du doxal boppam donc maintenant de 20h jusqu'à 6h du matin du dox mais mi ngi si biir kër yi maintenant la question qu'on se pose mooy après mooy à partir de 6h du matin toute la journée yan matukaay la ñu war a mën a jël pour wàññi feebar bi. je pense que ne foofu loolu li ñu war a liggéey bu baax a baax pour wàññi feebar bi man nag man comme ni nga ko waxee man chercheur laa damay gëstu li may wax lépp dama koy teg ci gëstu. bu nekkul gëstu dama naan la lii mooy sama point de vue mais boo nekkee gëstu dama naan la xam-xam bi moo ko nii dama ciy profité da nga lancer benn appel sénégalais mooy. dañu war a jàpp ne àddina bi buy dox xam-xam moo koy doxal. mooy xam-xam mën naa nekk xam-xamu politique xam-xamu social xam-xamu économique xam-xamu wér-gu-yaram xam-xamu lépp xam-xamu journaliste dañoo war a teg lépp ci xam-xam. waruñu koo teg ci affaire yu parparloo politique wala affaire yu damaa bëgg lii wala damaa bëgg ñu gis ma wala dangal ni dañ ko war a teg ci xam-xam te boo ko tegee ci xam-xam da ngay jariñ askan bi. te nit ki yaakaar naa sa dund da nga war a jariñ sa askan. moo tax maa ngi lancé appel ñëpp
koo xam ne am nga xam-xam pour mën a ñu mën a faagagal feebar bi nga teg ko si xam-xam bañ koo teg si riirandoo bañ koo teg si wala si fii laa bokk wala murit laa wala tijaan laa wala xaadir laa wala dara doo ko teg si loolu da nga koy teg si Sénégal lañ ba pare après ñu sogal nekk murit wala ñu nekk tijaan wala ñu nekk catholique wala ñu nekk animiste wala ñu bañ a gëm dara. yow liggéey nga ak docteur Didier Raoult ci rassemblement. nee nga rassemblement maanaam dajaloo nit ñi dajaloo lu garaaw la ci bu feebar amee ndaxte def nga du bëri ci ay màggal ci yeneen gàmmu. visité nga docteur Didier Raoult ci boppam ñëw na fii Sénégal ngeen ànd. ci rassemblement yi fu ñu am pour étudier ko. waaw étudier ko rassemblement yi ban danger la mun a amal askan wi surtout bu feebar amee. Alassane rassemblement organisation mondiale de la santé OMS léegi sax da ko génne comme faj comme maanaam comme thématique de recherche ak de santé publique nee na rassemblement yi léegi santé publique la. léegi boo demee par exemple si page yu boo bindee OMS da lay wax définition rassemblement. mooy maanaam fu ay nit yi daje dañ fa daje parce que dañ ko organiser wala dañ fa daje noonu spontanément ñoo xam ne war nañoo jëlum jumtukaayu sécurité mooy gendarmerie police ak wér-gu-yaram pour mën ñu mat leen a aar man bi may liggéey IHU Marseille IHU mooy institut hospitalo-universitaire méditerranée infection Marseille. ba ma fay liggéey ba léegi dama benn jour dama gis benn waa Arabie Saoudite ñëwoon di def benn séminaire benn conférence di wax feebar yi nga xam ne moom la ñuy jànkaarloo bu pèlerinage à la Mecque amee ñu am recul plus de 20 ans ñu gis ne maladie respiratoire moom mooy maladie feebar yi nga xam ne moom mooy nekk ci dënn lu mel ni ay sëqat ak ay grippe ak ay pneumopathie yooyu ak maladie diarrhéique yi moom mooy yi nga xam ne dañuy lor xale yi dafa ëpp ci biir aj bi ba boo tax ñoom bi ñu ko continuer di def ñu ñëw laaj Didier Raoult mu dem foofu di leen ko xool ñu koy xool même am na ay sénégalais sax yoo xam ne man maa ngi leen doon encadré participer nañ ci recueil des données yooyu maanaam gëstu li ñu fay xool. ba ñu ko gisee dañu gis ne effectivement que rassemblement yi day doomu jàngoro dañ fay bari parce que nit ñi dañuy lekkandoo dañuy tëddandoo moo wax ku dem màkk xam nga ko ay tente la ñuy tëdd. moo tax ñoom biñ ko gëstoo ba gis ko dañ ne lan la ñuy proposé ñu ne leen voilà léegi feebar bi lii moo koy faj bii feebar lii moo koy faj boo bëggul mu am ko prévention vaccin bi ngay jël moo tax par exemple kuy dem Màkka ñu lay vacciner. ñu lay ñàkk waaw ñu lay ñàkk contre la grippe contre la méningite par rapport ak dëkk bi ngay jël loolu nag defuñu ko dañ ko def si ay gëstu. ay gëstu luñ ko xool fu leer. waaw man nag bi ma gisee loolu laa ne Didier Raoult kaay ñu dem Sénégal parce que Màkka ay 2 millions la quelquefois 3 millions màggalu Touba. puces yi nga xam ne moom la nit ñi di yore am na Sonatel mu def si benn étude ak yeneen ay gëstukat ils ont vu que ne c'est entre 4 ak 5 millions maanaam ñeent ba juróomi millions ñooy def ñaari fan ba ñetti fan Touba xam nga loolu doy na waar. te loolu biñ ko xoolee gis nañ ni lu nekk mën na see am mais lii may wax nag dama bëgg ma préciser ko mu leer ngaañu ma màggalu Touba parce que man mi di wax ak yéen man murit laa. si biir famille murit laa bokk ñi ma xam nañ ko. waaye dañ koo def xool yan feebar moo fay circuler donc bi ñu ko defee man depuis 2015 avec région médicale bu Diourbel. ak district bu Touba ak Mbacké ñoo ngi si liggéey gis nañ ne am na feebar yoo xam ne day yokk si màggal gi. et c'est normal mooy maladie diarrhéique yi mooy affaire biir yu daw yeeg ak affaire sëqat yeeg siburu ak siburu sax xool nañ ne day yokk foofu. donc objectif bi mooy bu ñu xamee ne yooyu feebar yooyu dañ fay am ñu wut ay matukaay mooy des recommandations au niveau du ministère de la santé des recommandations au niveau des chefs religieux. lii ma lay wax nii sax man mi daaw. dem naa fexe naa ba gis sëñ Mountakha Mbacké. ba toog ak moom njaareem. boobu ñaari màggal gàmmu gi desoon na ñetti fan. ma fexe ba toog ak moom ba expliqué ko ne ko màggal Touba lii laa siy liggéey. jeexaltal bi mooy. bu màggal Touba jotatee bu ñu xamee date bi. ñu daal ne feebar bii am na kaa leen ñu jël matukaay yi au lieu boobaa ministère par exemple ma joxe benn exemple màggal Touba fi mu toll mois d'octobre lay nekk. ñëpp xam nañ ne mois d'octobre day am pic paludisme. siburu. donc ñun bi ñu gisee ne siburu bi yokku na boobaa dañ koy wax autorité religieuse ak autorité sanitaire yi ñu jël seen matukaay si affaire siburu
par exemple ay sànke ñu jox ko nit ñi ndoxu taw antipaludique. waaw antipaludique yi ndoxu taw yi ñu ne gars yi ndoxu taw yi kon day joxe ay doomu jàng moustique yi joxe donc ñu traité ko ensuite bu ñu xoolee ne période grippe la ñu naan s'il le faut ñu ne kaa leen ñu vacciner nit ñi bu ñu xoolee ne période méningite la ñu ne nañ leen jël vaccin méningite bu ñu xoolee ne am na feebar yu am ñu daal di wut garab yi daal ne commandé il y a ñuy commandé garab yoo xam ne duñ ko bëgg nañ commandé garab yoo xam ne par exemple dina mën a daan donc ñun man loolu laa def te bi ma ko defee premier résultat bi mu njëkkoon gis naa ne maladie yooyu ma la doon wax mooy feebar yi nga xam ne affaire ay biir bu daw ak affaire ay saqat ak yooyu si màggalu Tuubaa bi boo si suivre ay nit ñu demoon màggalu Tuubaa des si da ngay gis ne loolu dafa yokk si ñoom donc loolu ay matukaay yoo xam ne la ministre beeg ak kuy dem màggalu Tuubaa rek war nañ mën a ko di ko jànkar ko te xam nañ ne Alassane man liggéey naa si Sénégal sur benn projet bu ma tuddee le projet savon mooy le lavage des mains. mooy saabu pour raxasu loxo. waaw raxasu. lii ma lay wax nii. xam nga nit ñi dañuy wax ne waaye dañuy raxasu kale ñu raxasu ñu ñàkkal ko fayda. parce que teguñu si xam-xam man li ma lay wax nii dama ko teg si xam-xam dama lay jox ñaari firnde. benn firnde bi Pakistan la jógee Pakistan dañu gisoon ne maladie mooy feebar yooyu ma lay wax nii dafa bari si xale yi bari si nit ñi. ñu daal di jël ay quartier jox leen savon jox leen saabu ñuy raxasu ñu jël yeneen quartier waxuñu leen dara ñu bàyyi leen ñu leen seetaan. pendant 51 semaines juróom fukki semaine ak benn ñu leen di suivre ku feebar ñu faj la du xoolal ma fajal bi ñu xoolee résultats yi dañu gis ne kër yi ñu joxoon savon mooy ñu joxoon saabu ñuy raxas xale yi di leen sang seen feebar yi nga xam ne dafa ànd ak ay sëqat ak yooyu wàññeeku na genn wàll. boo jëlee téeméeri xale yu ko daan am juróom fukki amatuñ ko xale yi nga xam ne dañu daan am problème biir buy daw di sonn te xam ne loolu baaxul day rey xale. boo jëlee téeméer am na fanweer yoo xam ne wàññeeku na mooy li ñuy wax 30% si tubaab si tubaab. étude boobu def naa ko Sénégal am na ñoo xam ne ñoo ngi may déglu xam nañu village yu ñu tuddee village Jël moo Ndiop région Fatick lañ nekk wetu Karang à 10 kilomètres de la frontière gambienne. même étude boobu def naa ko résultat yi maa ngi koy publier dans une semaine normalement accepté dañ ko pour publication. même chose laa def. ay dama jël ay famille ñuy jox leen savon mooy saabu ñuy xëy di raxas xale yi di leen sang ñeneen ñi wax ñu leen dara ñu leen seetaan biñ paree gis nañ ne doomu jàngoro yi nga xam ne moom mooy joxe feebar yooyu ma lay wax si loxo xale yi. lay jaare te gis nañ ne bu ñu leen raxasee 50% lay wàññeeku. mais gis nga xam nga loolu lu ñu gis la. xale yi mujj waa dëkk bi dañ mujj di ma wax maire yi nga xam ne ay mag lañ. ak paa yi nga xam ne seen xam nga mag day bëgg toujours sëtam. dañu gis seen sët yi feebaratuñu saqatatuñu dañuy xëy dem école yi ñëw ñu laaj ma ne leen lii rek la donc maa ngi lancé appel waa Sénégal que ne ba ñu joxee loxo bi ba ñu nuyoo yooyu yëpp baax na lool. waaye raxas loxo yi moo ëpp solo. mais li ñu xam ne dañ ko prouver scientifiquement. am na ay preuves scientifiques. mooy raxas loxo bi moom dina wàññi bu baax a baax. kooku dafay confirmer cet moom mooy wér-gu-yaram. cet mooy wér-gu-yaram. dafay confirmer aussi religion bu nekk. mooy musulman muy chrétien muy yeneen cet daf ci bokk. parce que propreté dañ ko laaj ci maanaam ci kàllaamay xeetu religion bu nekk. waaw boo setee rek lépp set. boo setee lépp set ba léegi imaginer Alassane léegi yow rek ngay raxasu rek di raxasu di sangu. feebar yi wàññeeku genn wàll. 50%. léegi imaginer nga boole si am ndox mu set. eau potable. imaginer nga am si ay latérite yu baax. maanaam ay toilettes ay douche yu baax. imaginer nga am canalisation bu baax. imaginer nga am hygiène alimentaire maanaam boo jëlee say ay légumes ak looy togg nga defar ko raxas ko bu baax. yaakaar naa ne feebar yi dina wàññeeku bu baax. kon nguur gi fu ñu nekk na ci xeexum coronavirus bi war nañu mën a bokk saabu. waaw dem ci yenn quartier yi nga xamante ne xëy na seen doole di demeewul noonu ci distribution bi ñu boole ci distribution saabu. war nañ si boole saabu. war nañ si boole saabu te saabu même saabu ordinaire bi. loolu sax dinaa si ubbi benn parenthèse bu ndaw. parce que léeg-léeg da ngay nit ñu naan la way saabu ordinaire bi. moo gën a baax sax. man bi étude bi ma lay wax si saabu ordinaire laa ko defee. damay bañ a publicité wax. waaw mais saabu ordinaire la donc saabu ordinaire bi baax na
gis nga maa ngi ubbi benn parenthèse gis nga gel hydroalcoolique bi. baax na lool. mais dafa am ay conditions yu ñu ko war a utiliser. gis nga gel hydroalcoolique bi comme ni nga ko tegee nii si taabal ñi nii. yow war nga ko utiliser parce que fii amul ndox. sa techniciens yeeg ñu nekk fi ñëpp mën nañu ko utiliser parce que amul ndox. mais fu am ndox saabu moo fa gën. mais bu amee point d'eau. saabu moo gën. parce que saabu boo ko defee pare da ngay raxasu ndox mi day génne parasites yeeg bactéries yeeg virus yëpp mu ànd dugg si l'évier bi. kon réew mi usine saabu yu tëjoon yi war nañu mën ubbiwaat seen usines yi. normal dëggam saabu am na solo. ci wér-gu-yaram ci coronavirus bi tamit pour xeex ko ñëpp danañ saabu ji boo ko defee moo koy gën a di mun a dindi. nu mu gën a gaawee am na solo. ba pare li may bëggoon wax tamit mooy Alassane mooy gouvernement bi aussi war nañ def effort fi ñu toll nii. effort fi ñu toll nii parce que dëkk bi comme coronavirus bi mi ngi fii maa ngi dégg ñu naan am na quartier yoo xam ne léegi dañu am ay problème mu ndox. loolu moom war nañu si góorgóorlu bu baax. waaw ñu def ay waaw parce que boo waxee ne nit ki dañoo war a set te ñu am ay problème mu ndox. foo ñu am ndox. waaw jël ndox mi yóbbu ko fële def ko stockage ndox mi kenn xamu ko gis nga Touba problème bi ñu am mooy stockage ndox. maanaam dugal si ay ndox ay fuites ay bassines yoo xam ne quelquefois dina yàgg doomu jàngoro mën na ko développer. donc je pense que ne gouvernement bi war nañ mën a gën a góorgóorlu aussi pour quartier yi nga xam ne am na ñu am problème mu ndox ñu approvisionner leen si ndox parce que voilà dafa am importance. waaw moo tax Sen'Eau société bu bees bi war naa bàyyi xel bu baax a baax quartier yu bëri amul ndox parce que fii bu feebar bi commencé am na Sénégalais yi woote ci rajo bi di naan seen i goxaan amul ndox et quartier yi du c'est pas seulement Dakar. ci région yi tamit am na ñu xamante ne dañu am problème bu ndox moo tax war nañ jóg bu baax a baax fexe ba Île du Saloum fépp ci Fimela ñu fa nekk ñëpp jot ndox parce que bu ñu jotee ndox bi am saabu raxas seen loxo amaana xeex bu am solo la ci contre coronavirus bi. waaw loolu moom ñu bëri ñoo ngi koy wax xam nga moo Sénégal moo bind noonu lépp Dakar la jëm waaw. Bon, c'est vrai que Dakar aussi, c'est 3 millions... 0,3% du territoire, moi, Dakar. Voilà. Mais qui concentre presque... 38% de la population. De la population. Mais loolu taxul nag ñu délaissé leen dëkk yi. parce que ñun ñii ñëpp si àll bi lañ jógee léeg-léeg ñi si am chance ñu toll yi ma nga xam ne seen i papa ak seen i yaay seen i waajur ñoo ngi dund man samay waajur ñoo ngi njaareem. ñooñu war nañ leen xalaat. donc léeg-léeg sax bu feebar bi amee. da nga leen di xalaat donc je pense que ne war nañ mën a fexe ba dëkk yëpp gox-goxaan yeeg village yeeg yëpp ñu am ndox. waaw dana ñëwaat ci point boobu parce que l'homme importance ci sensibilisation bi parce que xeexum coronavirus bi bépp matuwaay bu ñu mën a jël pour faagaagal ko dañ ko ci jóg nu mu gën a gaawee ñu dem jëli commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite Bassamba Camara moom xam nga ne mbirum police la liggéey ku wër fa am na état d'urgence am na kii commissaire ñu ngi lay nuyu. commissaire dafa mel ni commissaire dégguñu peut-être nekkul en ligne waaw commissaire yaa ñuy dégg waaw qualité sonore bi demeewul noonu xëy na ñu ngi xoolaat ak techniciens yi ba qualité bi gën a baax ñu waat la yaa ñuy dégg bu baax waaw dañu ñëwaat ci yow parce que qualité sonore bi dañ ko xoolaat ñu rappelé la ci kanam tuuti bu son bi leeree ñu jëlaat ñu continuer ak Cheikh Sokhna yow da ngay liggéey ak docteur Didier Raoult xam nga adduna bi yëpp ñu ngi waxoo xam. ba président Trump bu mu taxawee Maison Blanche wax na mbirum chloroquine. ñu naan chloroquine bari woon na fii mooy muy wax nivaquine ak yooyu. te ñëpp ne nañu loolu mun na bokk li xamante ne ay matuwaay la. mun a wàññi virus bi. loo ci mun a baaxee. waaw Didier Raoult moom pour wax si Didier Raoult lu ma yomb la parce que depuis 2008 maa ngi moom ñoo ngi liggéey donc institut bi boobu muy diriger mooy institut hospitalo universitaire IHU Marseille moom chef d'équipe la fa man chef d'équipe la y a 8 équipes moom mooy directeur bu IHU bi li mu wax mooy moom yàgg na liggéey si chloroquine comme ñun yàgg nañ liggéey si chloroquine maa ngi fàttali Sénégalais rek ne léeg-léeg nga dégg benn tubaab mu naan chloroquine bi waruñu ko bàyyi wala nivaquine bi xaaral ma wax sax nivaquine comme ça ñu mën ko xam. nivaquine waaw nivaquine bi waruñu ko bàyyi tubaab par exemple am na tubaab yi koy wax ci plateau télé yi naan plateau télé européen yi que chloroquine bi waruñu koo bàyyi ak population africaine yi parce que c'est dangereux et cetera maa ngi leen di fàttali ne yaakaar naa bu ñu doon xayma ñaata si bu ñu daan def chimio prophylaxie hebdomadaire et journalière de la chloroquine yaakaar naa ne bu ñu ko doon xayma
africains yi avalé nañ ay milliards yi comprimés chloroquine. te effet secondaire yu majeur à part quelques cas particuliers dañ ko amul. Sénégal fii yaakaar naa équipe de recherche yi nekk fii ñu nekk université Dakar université Thiès IRD Institut Pasteur am nañ expérience 30 ans minimum 30 ans utilisation chloroquine. Sinivaquine bi. boo gisee ñu bàyyi ko benn problème donc lañ si amoon mosuñu am problème effet secondaire grave benn problème lañ si amoon mooy dafa demoon ba fajatul sibbiru. mooy résistance waaw. mais effet secondaire yi nga xam ne ñu si daan jàkkaarloo man mi joxe naa ko ba tey ak ay xale mooy soit dañuy am ay nausée mooy xel mu teey wala nga wàccu boo xam ne dina arrêté wala ay jaareeg yooyu donc di ñuy wax naan ay chloroquine c'est dangereux moom tubaab bi moom on n'a pas besoin de leçons venant des Européens ou des Américains. waaw nañu ci tey point boobu xam naa ne bataay xëy na pharmacie ñoo nekk ci ginnaaw ñu bëri ñuy wax xëy na ci yenn plateau yi parce que yenn saa yi ci mbirum faj bi chloroquine bu fekkee dafa xaw a yomb du arrange ñu bëri ci mbirum pharmacie bi parce que coronavirus bi tamit y a des enjeux financiers derrière ñu jël commissaire de divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite Bassamba Camara Bassamba ñu lay nuyu. maa ngi lay fayal san. waaw léegi yëf yi leer na dañu bëggoon nga expliquer askan wi. waay lan mooy différence entre état d'urgence ak couvre-feu. voilà donc état d'urgence c'est la loi 69-29 du 29 avril 1969 moo koy instauré donc état d'urgence. ñu ngi koy jël bu fekkente ne dañu nekk ci ay circonstances yoo xam ne particulières maanaam par exemple ay dañu nekk ci ay éventualité de trouble à l'ordre public wala daal quand les institutions de la République sont menacées loolu bu ko defee le président de la République day jël maanaam ay mesures pour vraiment renforcer autorité surtout par le biais de l'autorité administrative parce que bu boobaa autorité administrative bi dañu koy jox ay doole bu bari boo xamante ne moo koy permettre muy régenter la vie au niveau de la région du département ou bien de l'arrondissement c'est-à-dire par le gouverneur le préfet et le sous-préfet ku état d'urgence dafay ànd couvre-feu souvent parce que état d'urgence mën na nekk état d'urgence total wala état d'urgence partiel état d'urgence total moom le président de la République décrété démb maanaam sur l'ensemble du territoire national donc état d'urgence bi daf ciy dox bon am na ay moments yoo xam ne mën nañ def benn état d'urgence partiel boo xamee ne par exemple benn région lay concerné par exemple en 1988 boo koy fàttaliku ci élection présidentielle bi fi amoon après mu amoon ay troubles président de la République dafa jëloon décret def état d'urgence instauré état d'urgence sur la région de Dakar nga xam ne donc activités yi nga xam ne dafa war a am Dakar yëpp dañ ko doon yóbbu ci yeneen régions yi maanaam ay Thiès ak yu demee noonu. donc waaw mbirum couvre-feu bi léegi nee na couvre-feu am na. kan mu am droit génn kan mu amul droit génn. waaw couvre-feu bi c'est à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. De 20h jusqu'à 6h du matin moom ku nekk da ngay toog sa kër donc bu fekkee ne da ngaa génn nag da ngay jalgati yoon te boo jalgatee nag vraiment les forces de l'ordre ñi nga xam ne dañuy nekk ci di def ay patrouilles yu demee noonu dañ lay jàpp daal di lay jébbal yoon vraiment parce que ça vous devenez un contrevenant donc couvre-feu c'est à partir de 20h jusqu'à 6h du matin à partir de 20h jusqu'à 6h du matin kenn amatul droit vraiment di taxawaale ci mbedd mi wala yu demee noonu da ngay toog sa kër. kon force de sécurité ñoo nekk ci mbedd yi def ay patrouilles. voilà force de sécurité dañuy nekk ci tali bi di def ay patrouilles donc d'ailleurs sax boo gisee depuis lors ces forces de l'ordre là sont consignées consignation yi mooy consigne bi mooy dañuy nekk ci biir seen service yi ci commissariat yi fa la ñuy toog yi d'ailleurs seen mode d'habillement bi boo gisee ils sont en tenue de combat maanaam tenue de treillis ak yu demee noonu kooku mooy
loolu la ñuy sol et puis il reste à la disposition de l'autorité administrative 24 heures sur 24 donc maanaam amuñu droit di def ay permission wala di def daal loo xamante ne vraiment dina wàññi efficacité liggéey bi. donc ils sont consignés 24 heures sur 24. nekk sur place beneen mesure président jël mooy maanaam transport interurbain maanaam oto du jógee Saint-Louis ñëw Dakar oto jógee Thiès dugg Dakar vice versa. waaw loolu c'est comme ni ma la ko waxee rek à partir de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin xam nga loolu heure boobu moom c'est une heure boo xam ne kenn mënu cee circuler mais à part heure boobu nit mën na circuler mën na am mais sous réserve également ay arrêtés yoo xamante ne autorité administrative bi mën na ko signer pour vraiment dans des circonstances particulières mais ce qui est certain mooy ça n'empêche pas la circulation interurbaine bu dee des heures normales parce que à partir de par exemple de 6 heures jusqu'à 20 heures xam nga foofu amul période de couvre-feu donc période boobu nit mën na dox soxlaam donc dañ ne à partir de 20 heures ba 6 heures du matin foofu la nit ñi di toog seen kër bañ a génn bañ a def dara. voilà jërëjëf Massamba Camara ma lay gërëm di la sant di fàttali auditeurs yi ak téléspectateurs yi yaay commissaire divisionnaire de classe et chef fidèle à la retraite dina waxtaan ak yow ci mesure yu ñu jël ci affaire couvre-feu ak état d'urgence naka lañ ko war a mën a jëlee qu'à partir de 20 heures ba 6 heures du matin benn mbindeef amul droit génn parce que bu génnee bu taseeg policiers yi dina am jafe-jafe parce que dañ ko interdire loolu dafa bokk ci mesure yu ñu jël dem bu ñëwaatee ci studio bi fekkaat fii docteur Cheikh Sokhna di wax kanam tànk ci mbirum niwaakinin bi amoon na bëri woon na daa doon faj paludisme ak yooyu ñu yeewu naan niwaakinin bi am na résistance moo tax ñu arrêté ko waaye léegi dafa mel niwaakinin dafa ñëwaat à la mode parce que chloroquine bi ñu wax loolu bi président Trump waxee ci loolu ñëpp ñu ngi daw ci pharmacie yi di wut niwaakinin. waaw léegi li ñu mën a wax daal mooy population bi waruñu ko utiliser pour le moment. même bu fekkee ne am nañu ay résultats donc bu ma terminer ci chloroquine bi rek moo damay wax ne médicament boo xam ne la li tubaab di wax ne c'est le plus utilisé au monde le plus accessible. maanaam moom lañu ëpp lu ñu utiliser am na temps yoo xam ne kër goo dugg fekk fa niwaakinin. saa boo xëyee sangu. bala nga dem école aspirine ak aspro. waaw ñu jox la benn doomu niwaakinin nga naan nga continuer dem. donc loolu xam nañ ko. léegi en fait boo gisee ñu koy waxaat léegi mooy Didier Raoult moom comme li mu wax yàgg na utiliser nivaquine pour ay yeneen xeetu feebar. yoo xam ne ay doomu jàngoro yu koy joxe dafa xaw a niroog coronavirus bi def na si ay 4000 tests. trouvé na si ay résultats moom nag li muy wax nii soit da nga ko bëggul maanaam personnage am moo la neexut. mais rigueur scientifique maanaam li muy liggéey moom. rigueur scientifique kenn mënu ko si maa ngi la doon wax léegi avant ñuy commencer ne la am na benn plateforme bu américain yi créé bu tudd Expertscape. kooku benn jumtukaay la boo xam ne dañuy classé ñi gën a aay si monde bi si gëstu si domaine biomédical maanaam biologie ak médecine ñoom sax si plateforme la ñuy wax any medical problème donc problème médicaux boo am rek boo xoolee boo bëggee expert bi dañ la koy wan loolu boo ko defee boo defee Expertscape boo après mu demandé la lan nga bëgg nga ne expert yi nekk France yi gën a aay laa bëgg boo defee France Didier Raoult mooy jël paie boo defee maladie infectieuse mooy jël paie en Europe et surtout en Europe et en France. même Sénégal gii boo defee Expertscape si 5 premiers yi la bokk moom. te nekk xam nga te liggéeyu Sénégal mais. ñun la ñuy liggéey loolu moo tax. donc xam-xamam moom kenn warante wu. te moom Dakar fi la juddoo. Dakar la juddee 1952 Anse Bernard. am na benn bâtiment bu nekk en face hôpital de Dantec bu tuddoon Orana. mu ñuy liggéey affaire nutrition. papaam moo ko créé papaam médecin militaire la woon yaayam infirmière la. ba 9 ans fii la nekk hôpital principal la juddoo. moo tax man maa ngi moom sax suñu lëkkaloo mu yomboon parce que dafa bëggoon liggéey Sénégal bi ma gisee ñuy continuer di liggéey mu xool li may liggéey mu gëm ko ñu ànd di liggéey. waaw chloroquine bi ñu wax lan la mën a def contre coronavirus ban effet lay def boo ko jëlee bu fekkee da nga jàpp feebar bi ban effet lay def ci yaram bi. waaw léegi moom ni mu ko xoolee mooy bi mu ko commencé wax ñi di ko weddi
automatiquement dafa def benn protocole am de recherche mooy benn gëstoom. bi mu ko defee daal di demander comité d'éthique mooy ñiy saytu affaire yàlla fa doomu aadama sur le plan sanitaire. mu ne leen lii laa bëgg a def essai parce que moom comme clinicien la yore na hôpital. mu déposer leen ko ñu accepter ko waa France mu commencé di ko tester si ay malade et bi mu ko testé moom donc chloroquine bi rek bu ko testé rek boo jëlee 100 malades par exemple 70 dañuy yooyu juróom-ñaar fukk yi dañuy duñu amati doomu jàngoro bi seen yaram. Après bu mu boole ko ak beneen garab bu tudd azithromycine antibiotique la bu banal aussi boo xam ne ñëpp xam nañ ko. mais bu mu ko defee ñoom 100% guérison la ñu am maanaam ñëpp dañuy wér seen charge virale mooy doomu jàngoro bi il yow muy continuer ba 20 jours 6e jour mu commencé arrêté maa ngi fàttali ko aussi que ne si gëstu. chinois yi génnee nañ sa juste une semaine benn journal bu tudd Lancet ñi def gëstu xam nañ ko que ne quelquefois doomu jàngoro bi sax dina dem ba 20 jours. ñaar fukki fan. donc feebar bu bees la ñoo ngi koy commencé xam am na yu bëri yoo xam ne dañ koy wax nii rek mais teguñu ko xam-xam dañ koy teg si constat mais au fur et à mesure que nit ñi def ay gëstu kii ko mais chloroquine bi li ma bëgg a wax mooy. moom maanaam fii xam ne doomu jàngoro bi fi lay dem fi lay accroché wu foofu lay xeex foofu lay xeex ba nga xam ne doomu jàngoro du fa mën a dem. de telle sorte que ne bu ñëwee da koy éliminer. parce que virus bi réplication lay def donc day ñëw si cellules yi jàpp si léegi bu ko mënul def loolu la ko chloroquine di xeex bu ko xeexee nag loolu day dem léegi nag boo si boolee antibiotique bi day xeex complication pulmonaire yi par exemple ñu am ay détresse respiratoire. ñun dañu koy gën a xeex donc forme grave yi. da koy xeex te li nga jàpp mooy Alassane boo gisee Italie ak Chine au départ feebar bi rey ñu bëree mooy complication pulmonaire yi surtout si mag ñi. moo tax maa ngi si profité chaque fois bu ma gisee benn résultat rek dama siy profité defaale benn message de sensibilisation mooy suñu kër yi bu ñu defee confinement defuñu confinement nañ fexe tout le temps ñuy surveiller les personnes âgées. suñ biir kër yi. naam nañuy raxasu nañuy def lépp mais ku si am yaay wala papa wala maam wala mag bu âgé au plus de 60 ans 70 ans confinement bi nañ ko defal beneen confinement moom tamit maanaam. ñu koy bañ a di ko fekk di ko wax ak moom di ko nuyu di ko raxasal loxo yi. ñu protéger ko parce que ñooñu. du leen dalee day fragile. xale góor bu mag buy dem sport bu ko dalee avec am na daal ay jumtukaay yoo xam ne mën na koo utiliser. mais mag ñi moom dañ leen jàppale bu baax a baax di leen faj di leen toppatoo di leen jox ay vitamines ak lépp loo xam ne dina mën a yokk seen wér-gu-yaram. mais lan moo tax solution bi docteur Raoult am foofu ca France te mu continuer di am ay nit ñi dee ñu continuer Italie am nit ñi dee te du ñu développé lu bëri ci lu mu trouvé pour faj nit ñi. waaw li tax loolu à part problème personnel yi ma la wax à part aussi problème mu guerre pharmaceutique yeeg positionnement politique yeeg. parce que yëpp day am léegi am na ñoo xam ne bokkuñu gouvernement bi et cetera France li am xew Sénégal moo xew France am na yooyu yëpp mën nañ ko xalaat ak la guerre entre les universités l'université de Marseille ak les universités parisiennes. enjeu financier yi nekk ci ginnaaw. enjeu financier yi loolu nekk. pharmacie pour bëgg a profité ci affaire bi. yooyu yëpp parce que yow nee nga garab bi dafa yomb. waaw yombaay bi du arrangé. grosse pharmacie mooy parce que xaalis bu ci wut la. non chloroquine moom bu ñu ko commencé di traité moom kenn du si am xaalis. parce que ñëpp xam nañ ko amatul parce que générique la azithromycine mi la même chose mën nga trouver générique kenn mënu ko. mais lan moo tax Sénégal mënul defar garab boobu. loolu laay wax foofu laa bëgg a ñëw c'est-à-dire que même France sax dañu si teey li tax ñu teey si dañ ne résultats yi sur ay 26 maximum 40 personnes lañ ko def boo si boolee résultat Chine moo njëkk a def sur 100 patients. moom boo ko si boolee donc day nekk ay 126 au maximum 140 personnes. donc spécialiste dañ ne loolu ay résultats préliminaires la. donc dafa tuuti xayma bi dafa tuuti il faut ñu yokk ko. moo tax man bi may xool benn site bu tudd clinicaltrial.gov mooy benn site boo xam ne kuy def essai clinique dans le monde da ngay dem enregistrer foofu ñu jox la numéro. pour ñu valider ko gis naa ne. États-Unis ñoo ngi koy essayé sur 1500 personnes. junni
ak juróomi téeméer waaw noonu la loolu la. ñoo ngi koy essayé. Mexique ñoo ngi koy essayé sur ñaari téeméeri personnes. Chine ñoo ngi koy essayé sur ñaari téeméeri personnes. Norvège ñoo ngi koy essayé sur téeméer ak juróom fukk ay personnes donc il y a 5 pays. léegi il paraît que sax 7 pays la ñoo ngi koy essayé. man nag foofu laa bëggoon a taxaw lancer gouvernement du Sénégal ministère de la santé et surtout chercheurs yi c'est-à-dire que li ñuy wax ne on doit participer au débat. Absolument. Au débat scientifique. Sinon formatage la ñuy def dañu ñaan ñoo ne efficace na fële kaa leen ngeen jël ko am nañ moyens yi am nañ moyens scientifiques yi humains scientifique technique plateau technique pour essayer ko donc man yaakaar naa ne war nañ mën a gëstu def benn protocole boo xam ne dañuy tester chloroquine ak azithromycine wala leneen wala beneen garab daal dañ tester garab tester ko demander parce que am nañ maladie. am nañ maladie Touba am nañ maladie dans les régions ñu wax ko ak cliniciens yi maanaam cliniciens yi microbiologistes yi épidémiologistes yi liggéey ci benn protocole wax ko gouvernement bi mu jàppale leen ñu tester ko ci ay nit bu baaxee xëyrul ñu participer à l'effort de guerre comme on dit bu baaxul ñu xam ne baaxul parce que science noonu la day baax wala mu bon. mais jàpp naa kon ministère de la santé gouvernement dafa war a regrouper chercheurs sénégalais yi xam ci loolu biologistes yi ak nga xamante ne mën nañu liggéey ci protocole boobu nu ma gën a gaawee ñu xool nu ñu ko mën a tester ci sénégalais yi parce que fii amoon na usine bu nekkoon Sénégal fii du publicité lay def mi ngi tudd na Sanofi. daaw nañ defar garab boobu. ñu am problème te am beneen bu ko remplacé de Médicis mais liggéeykat yi xibaar dañu jot dañu nekkoon geraw waaye usine baa ngi Sénégal la moo tax nguur gi du réquisitionner usine boobu. liggéey ak ñoom nag liggéeykat yi dañ ñëw ak chercheurs yi ak yéen ngeen liggéey ci xool très rapidement nañu mën a xool protocole boobu xëy na bu ñu ko trouvé Sénégal mën naa sauver yeneen dëkk yi nag sous région bi. waaw côté réquisitionné moom loolu dama koy bàyyi ak waa gouvernement. waaw mais c'est une façon de parler. je sais xam naa li nga bëgg a wax parce que ñu ngi ci guerre. non je sais. waaw waaw bu guerre amee moom. matuwaay dañoo war a jël. comme man aw ma voie politique. voie de recherche la am donc man li ma mën a wax mooy en tout cas chercheurs yi nekk Sénégal te man xam naa leen. te liggéey nañ ci chloroquine bi pendant damay bañ a tudd ay tour parce que comme awma permission bi dama leen tudd mais xam naa ñoo xam ne man mi sama thèse ci chloroquine laa ko def en 2000 laa te yow woowuñu la ba léegi nee la kaay bokk ci affaire yi waaw ci recherche bi waaw man nag recherche laa gën a bëgg je parle de la recherche est-ce que nguur gi contacté nañ la ci instant bi xam nañu yaa ngi fii ci réew mi non nguur gi contacté wuñ moom mais am na benn groupe de recherche bu nekk Sénégal ñoo xam ne dañu am ay connexion ak waa États-Unis contacté nañ ma ne ma dañu bëgg def benn protocole de recherche. pour fii Sénégal waaw pour Sénégal. mais comme nag dañ may c'est un peu confidentiel pour le moment mënuma si entrer dans les détails mais am na benn groupe de recherche par exemple bu ma contacté boo xam ne bëgg nañ vraiment def ay buñ ko d'accordé mais xam nga recherche moom dafa c'est pas compliqué. waaw mais je pense que da ngay def protocole bu fekkee ne Diouf Sarr mu lay déglu ministre de la santé nu mu gën a gaawee dafa jël contact yéen boo génnee fii ñun sax dañu jox sa contact ministère bi pour ngeen xool ndax ngeen mën a liggéey très rapidement. pour sauver ay vies ñi groupe de recherche boobu moom am nañ contact ak waa ministère. ay fu mu gaaw ñooñu moom xam naa ne moom am nañ ay contact ak waa ministère. te xam naa ne seen voix comme on dit est plus autorisée que la mienne pour parler du Sénégal pour parler de stratégie et cetera man gëstu laay def ku ma wax laaj nag si gëstu yaa si wax li ma xam donc ñooñu xam naa ne man daal li may lancer appel mooy surtout chercheurs yi ñu gën a gaaw accélérer pour mettre en place des protocoles thérapeutiques de recherche de lutte ou soit mu nekk prévention parce que mën na nekk prévention parce que chloroquine xam nañ ne mën na nekk prévention xool mu nga jël chloroquine laata ngay feebar am na xam nga ma jox la benn exemple li tax chloroquine prévention bi sax lu mën a nekk la xam nga li tax boo xoolee Sénégal ni ñuy utiliser maanaam da ngay nekk contact ñu testé la nga positif après ñu daal di def benn questionnaire ne la kan ak kan nga gis et cetera mooy les cas yi ñuy surveiller mais cas yi ñuy surveiller dañu leen di surveiller noonu bàyyi leen noonu di leen surveiller de temps bu ku si am ay signes ñu testé la après nga nekk benn cas ñu yóbbu la confiné la comprendre nga mais imaginez par exemple bu ñu amee cas contact ñu am cas le cas ñu xool ne positif nga ñu ne 600 personnes moom nekk contact yi 600 personnes yooyu par exemple ñu testé leen rapidement wala 2 jours après ñu testé leen bu ñu leen testé ba pare ñi positif yëpp ñu traité leen nga xool dañuy couper chaîne bi moo gën a gaaw actuellement Didier Raoult li muy def xam nga nu muy def Marseille la nekk d'accord nañ ne que comité d'éthique Sénégal France d'accord nañ ne que traitement bi mën na ko utiliser
léegi dafa ne ku am cas contact koo xam ne mas nga dans ta famille ou fi ngay liggéey jege nga ko am coronavirus ba mu positif ñëwal IHU ñu testé la nga bàyyi fa sa numéro de téléphone le lendemain ou 2 jours après boo positifé ñu traité la. ba pare sax duñ la hospitaliser dañ lay jox traitement bi. nga dem sa kër confiné wu ñu jox la garab bi. pendant 6 jours. waaw ñu nga traité wu 6 jours yi fi wàññeeku. mu wàññeeku. donc ça veut dire que ne mën nañ gëstu loolu donc prévention bi mën nañ ko gëstu. bien que amaguñ si ay résultats sur coronavirus. prévention sur chloroquine sur paludisme dañ ko am. traitement bi moom waxaale wuñ ko gis nañ si ay résultats même lu mu nekk ay préliminaires war nañ ko mën a tester donc Sénégal war na mën a commencer def ay jéego vers des tests au niveau je dis au niveau hospitalier des tests parce que nous avons des cliniciens waa Fann ak ñi nekk Diamniadio ak ñi nekk Touba war nañ mën a def ay cohortes. mun na est-ce que mun nañu defar garab bi fii ci Sénégal. en tout cas dañ ko fi doon defar. dañ ko doon defar mais yow xam nga Sénégal pour ñu am garab yi du dara garab yi ça passe par le tissu formel mooy la PNA la pharmacie nationale d'approvisionnement mais ça passe par d'autres circuits parallèles. kër Serigne baa ngi feegi yëpp gars yi dañ koy am mais kenn xamul ndax garab yooyu aussi baax na wala baaxul. donc mieux vaut passer par le circuit formel mooy la pharmacie nationale d'approvisionnement Sanofi bi arrêté woon def médicament Sanofi France. ñee nañ dinañ jox France 300,000 doses de chloroquine. même Maroc dëgg nañu roi Mohamed VI a pris def na réquisition usine bi foofu. lépp la fa nekkoon ni chloroquine jël nañ ko jox ko docteur yi. parce que li ma bëggoon wax aussi Alassane. loolu aussi c'est important. comme ni ko tubaab di waxee la nature a horreur du vide. c'est-à-dire que bu ñu toogee gouvernement bi ak ñëpp. ñi ñu war a faju ku nekk daal lan moo koy faj joxoo leen dara. dañuy dem trouver seen solution. loolu wóor na. loolu la nit ñi def fi mu toll koo wax mu ne la non amul luñ koy faj nga daal di dugg internet gis di jarawat mu ne la chloroquine moo koy faj nga ne non mais ñii ñu demee nii boobaa da nga dem jënd chloroquine alors que bu gouvernement bi joxe un message ne ñun kat gis nañ ne par exemple chloroquine bi am na ñu ko trouver efficace na ñun kat ñoo ngay xool nan lañ ko mën a tester léegi nañ ndéggandiku loolu da ngay am benn discours boo xam ne nit da siy jàpp. parce que après tout santé c'est une question individuelle. absolument tey jii man dégg naa benn reportage benn Marseillais mu génn si IHU bi ne moom yoonam nekku si bés bu positivé rapidement day dem jëndi garab yi mu def ko parce que sama santéem du ko bàyyi kenn. mais comme nag gouvernement bi ñu ñoo de santé collective ñëpp. war nañ mën a jël seen matukaay effectivement pour xool nan lañ mën ko mën a tester ak yeneen mesures yoo xam ne mën nañ ko jël pour daan feebar bi. waaw ñu dem place de l'Indépendance fekk fa Boubacar Dieng suñu ndaw mu ngi foofu ci place de l'Indépendance Boubacar Dieng ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alassane. waaw Boubacar feebar bi ñuy wax coronavirus bi ñëpp xam nañu ay jafe-jafe yi muy def ci nit ñi. te démb jël nañ ay mesures yoo xamante ne ay couvre-feu ak li xamante ne état d'urgence bu lépp xool nit ñi mën a toog seen kër bañ a lawal feebar bi naka la askan wi jëlee. waaw fi mu toll nii moom ni nga ko xamee rek Alassane ñu ngi nii ci place de l'Indépendance waaye daal fii mën nañ ni gis ñu fi benn nit bu toog fii nii di xaarandi wala comme que niñ koy daan gisee d'habitude même circulation bi actuellement au niveau du centre-ville fi mu toll nii dafa fluide parce que d'habitude ay heures yi boo fi ñëwee pour nga. avance sax dafay metti waaye daal dafa mel ni nit ñi génnewuñu wala daal fekkee dañuy génne tamit génnee guñu heure bi nii loolu daal moom la ñu nemmeeku fii ci place de l'Indépendance même au niveau des banques et autres là gars yi daal kenn amagul benn rush bi nga xamee ne d'habitude daan nañ ko fi gis fii ci place de l'Indépendance. nit ñi wàññeeku nañu waaye amaguloo ñi xamante ne ñoom li ñuy xalaat ci mesure ñu jël démb yi lan mooy. non amaguma ko waaye xam naa ci kanam tuuti rek mooy dugg ci direct télé bi incha allah dinaa am kenn incha allah. waaw Boubacar ñu ngi lay nuyu si kanamee tuuti daañu dellu ci yow xëy na coronavirus bi tamit am na ay réorganisation yu bëri ñu def ci sociétés yi ci entreprise yi am ñoo xam ne dañu leen confiner seen kër ñu ne dafay télétravail ñeneen ñi tamit di def ay ayante pour ñu alléger présence nit ñi ci entreprise yi même groupe E-Média def commencé na ko def depuis avant sax ñuy wax confinement bi avant ñuy wax état d'urgence bi. waaw léegi bu ñu ñëwaatee ci affaire chloroquine bi. loolu am solo la parce que dégg nga sànq am na entreprise yu bëri ou bien ay multinationales ñoom bëgguñu pour le moment
siiwal protocole boobu Didier Raoult génne parce que pour ñoom enjeu financier nag ci ginnaaw dafa bëri parce que mbirum capitalisme la mais puisque kii bi générique la xam nga waxoon nañu fi initiative de Bamako. bu doon bëri ci suñu réew yi. est-ce que yooyu yëpp yaakaaroon sur le plan communautaire bu fekkee ne xëy na chloroquine duñ ko defar fii Sénégal mun am dans la sous-région ñu mun ko defar xëy na Sénégal dem wuuti garab yi foofu pour ñu faj nit ñi. waaw man yaakaar naa ne approvisionnement en chloroquine ou Novaquine pour Sénégal moom warul jafe. warul nekk problème parce que am na ay structures yu bëri yoo xam ne mën nañ ko régler. Je pense que si l'Union africaine décrète ça wala CEDEAO UMOA donc ñooñu ñëpp war nañ mën a jàppale ak nos ce qu'on appelle les partenaires comme l'OMS. l'UNICEF ñooñu ñëpp bu ñu si jàppee. war nañ ko mën a am mais li ëpp solo daal mooy volonté politique bi. maanaam fexe am benn position claire. dem jëlee garab bi waaw ndax dañ wuti ko am ko. je pense que ne aussi usine bi nga xam ne tëj na aussi war nañ ko mën a xool ndax mën nañ ko defar wala ak ces relations en général bu gaa yi tëjee usine. dans la sous-région peut-être am na beneen usine boo xam ne tëjuñu ko. am na Maroc voilà mi ngoog donc Maroc à partir de Maroc war nañ ko mën a am mais daal li ëpp solo mooy ñu positionné wu. positionné wu clairement daan ne war nañ ko def wala mënuñu ko def ñi mais yow da ngay liggéey ak docteur Didier Raoult nga xamante ne France ci boppam accepté nañu protocole bi. maanaam mooy comité éthique bi nee na mun naa commencé def liggéey bi te am na résultat commencé na faj ay nit foofu. Sénégal bi xamante ne fii la Didier Raoult juddoo. fii ci Sénégal l'âge de 9 ans la fi jógee dem France est-ce que bu fe autorité sénégalaise yi war nañu jël contact ak Didier Raoult pour am confirmation davantage xëy na ci li ñuy wax ci chloroquine bi permettre ko xëy na ñu koy faj nit ñi fii. waaw loolu luñ mën a def la mais. comme ni nga ko xamee rek Alassane le monde est un village planétaire. donc li xew Marseille 5 minutes après day xew fii toutes les informations sont disponibles. boo jëlee site IHU bi boo defee IHU rek boo tapee rek da lay jox en live en direct tout ce qu'on fait sur l'IHU donc xam nañ ko ensuite résultats yi publié nañ ko scientifiquement. donc benn journal bu tudd international. Journal of Antimicrobial Agents moom moo ko publié même li chinois yi publié sax léegi xam nga chinois yi bi njëkkee publié dañ ko publié en langue chinoise mais ils ont fait un résumé en anglais. Mais avec Google Traduction da ngay traduire man par exemple recherche bibliographie yi may def yi yëpp damay dem ci Google Traduction mu traduire ma ay kii en russe en chinois et cetera nga xam donc information bi am na ba pare li ma la fàtte woon wax mooy Didier Raoult waa monde de recherche Sénégal xam nañ ko ñun suñu conseil scientifique man je suis dans le conseil scientifique de l'IHU mais auparavant am na benn professeur bu tudd bu war nga ko xam bu tudd Omar Gueye. man moo jiite woon service de parasitologie et mycologie. nekk na pendant plus de 4,5 ans conseil scientifique bu IHU Méditerranée infection actuellement depuis 2 ans Souleymane Mboup bi nga xam nga ko aussi. ñu si conseil scientifique donc kuñ xam la. c'est-à-dire ñiy wax naan xamul dara wala di remettre en cause sa rigueur scientifique dañu xamul. mais boo laajee sénégalais yi ñu bëri xam nañ ko professeur Souleymane Mboup chaque année mu dem fa def séminaire Omar Gueye dañ fa daan ñëw ak ñeneen man mi di wax yow maa ngi co-encadré 9 étudiants sénégalais les 5 actuellement sont à l'IHU. am na kuy liggéey ci affaire savon bi ma la wax ni résultats yi. ñu ko génnee am na kuy liggéey ci malnutrition am na kuy liggéey ci grand rassemblement yi Touba am na keneen kuy liggéey ci affaire transfert de technologie loolu tamit bëggoon naa ci wax benn pàcc nga may ma ko. mooy Sénégal aussi comme li ma la waxoon ci njëlbéen gi rek yëf yi dañ ko war a teg ci xam-xam. donc formation bi vraiment ministère de la santé ministère de la recherche d'une façon générale gouvernement bi war nañ jàppale recherche bi. parce que recherche moom mooy génnee saa bu àddina bloqué. recherche mooy génnee résultats yi solution li nga wax sax maa la gën a dooleel parce que Jimmy Carter wax na ko keroog nee na États-Unis pendant des années nous étions en guerre ñu ngi def guerre dépense xaalis bu bëree ci guerre bi alors que chinois yi ñu ngi dépense xaalis ci éducation ak recherche moo tax chinois yi nekk léegi première puissance mondiale
mais xam nga loolu c'est sur le plan scientifique Alassane. Mais c'est sur le plan du moins économique. Mais sur le plan scientifique ils ont devancé les États-Unis les Chinois. classement de Schengen mais loolu financement recherche moo ko indi. waaw classement bi. ñoom ñoo devance fi mu toll États-Unis. France bi nekkoon troisième position ma ngi sa 11e position léegi chinois yi japonais yi dugg nañ et cetera donc parce que dañu investir sur recherche donc Sénégal war nañ mën a investir sur recherche parce que chercheurs yi fi nekk fii am nañ possibilité c'est-à-dire que bu amul possibilité sur le plan technique nga mën a encadrer ay étudiants am nga ay partenariat man sama étudiants yi ma am yëpp heureusement di jaraw damay ñëw muutal leen bourse ñuy dem des technologies nga xam ne français moom la ñuy utiliser moom la ñuy utiliser. Et je suis en train de faire ce qu'on appelle un transfert de technologie actuellement man sama laboratoire bi nekk IRD la plupart des machines ou des outils qu'on utilise à Marseille fexe naa ba lu bëri andi naa ko. fi mu toll nii PCR mooy jumtukaay bi ñuy utiliser pour seet ndax nit ki am na coronavirus wala déet ñu dee ko PCR. ñu koy def Marseille man mi comment def naa jumtukaay yi maanaam réactif yi nga xam ne ndox yi nga xam ne moom la ñu koy boolee pour def kii moom laay xaar parce que tout simplement avec la fermeté des frontières DHL ni ñuy ñëwee. gaawul mais fii ak une semaine man dinaa commencer tester coronavirus IRD boobaa dinaa ko informer ministère de la santé pour participer à l'effort de guerre. Mais ensuite ñu xool surveillance bi c'est-à-dire que chaque fois qu'on a des contacts ñu di leen di surveiller di xool kañ la ñuy wér complètement. Ensuite dans les villages reculés et dans les postes de santé reculés les gens qui ont des fièvres inconnues. xamuñu fièvre lan mooy origine bi. bu ñu fa defee jumtukaay yu ndaw yooyu ay kit yoo xam ne dañ leen koy bàyyil infirmier bi ñëw rek def nii daal koy kii. xool après daal di dénaturer microbe bi nga xam ne du ko wàll du ko def dara ñu teg ko foofu ñëw di ko xool bu ñu paree war nañ mën a xam xayma coronavirus bi te dama jàpp ne Alassane. que actuellement war nañ mën a gën a góorgóorlu bu baax mais li ñu mën a góorgóorlu mooy état bi def na ay dispositions il faut que ñuy gëstu accompagner état bi. parce que épidémie bi pandémie bi jeexaltal yi dina bari maanaam dina revisiter suñu système d'hygiène de santé et d'hygiène publique dina ko revisiter lépp lay revisiter suñu comportement donc war nañu am fi mu toll nii maa ngi koy wax ni j'espère que am na war nañ mën a am fi mu toll nii ay socio-anthropologue ay sociologue ñuy xool comportement yi nii di xool perception stratégie yi ñu joxe nañ ko am xool quel type de discours sensibilisation bi usage des outils ñu koy defee pour au moins bu ñu paree ci épidémie bi incha allah ñu nekkat bu beneen yoon bu amee nii ak lii ak lii ak lii. waaw am na benn équipe sociologue socio-anthropologue bi nekk Touba instant bi nii géographie ak Cheikh Ibrahima Niang ñu ngi ci terrain bi. di rencontre population di waxtaan ak ñoom par rapport au virus. bu ñu ci paree nag. ñu génne ko publier ko. parce que xam-xam dañ koy publier. absolument waaw loolu sociologue yi def. ñii def économie mën nañ ko def ñii def aada mën nañ koy def ñii def science ñun mën nañ ko def ak ñii def sport mën nañ ko def ak ñëpp mën nañ ko def. ñu dem fale ca banlieue fekk fa marché syndicat kii di Boudal Ndiak Boudal ñu ngi lay nuyu. maa lay fay Alassane. di nuyu sa invité bi. waaw naka la population yi jëlee mesure bi nga xamante jël nañu ko ci mbirum état d'urgence bi ak couvre-feu bi. Alassane fii liñ fi njëkk a seetlu mooy. léegi bëreetuwul nit surtout ci marché bi ma nekk di marché syndicat nit ñi génnuñ ni ñu war a génnee depuis quelques 2 jours wala 3 jours nag la ñuy def constat boobu lu jëm nag ci wàllum mesures yi ñu jël pour gars yi ñu bëri comprendre ñu lan la sax au fait parce que dañ ciy waxtaan ak nit mu ne la man de wax dëgg yàlla loolu xaw ma lan la sax te toog bañ a génn moom wax dëgg yàlla dina métti ci ñun trop parce que gars yi bu ñu bëggee toogloo ba ñoo génnee tamit dañoo war a jox ay solution ñu bëri si ñoom loolu la ñuy wax mais nag tamit xam nañ ne feebar bi réalité la bi ne fii te gouvernement bi bu demee ba jël solution boobu ngir xeex feebar bi la am na sax kenn koo xamante ne fii ci marché syndicat ñu ngi nekk ak moom mu bokk ci ñoo xamante ne ñoom ñooy délégué marché yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. mesure bi gars yi jël bu président jël démb yow nan nga ko gisee.
waaw d'abord avant loolu maa ngi nuyu ñëpp di wax ne man Assane Mbaye laa tudd secrétaire général comité de gestion marché syndicat bu Pikine en même temps nekk secrétaire général marché département Pikine yëpp suñu association mesures yi président jël nag ñun wax dëgg yàlla mesure la yoo xamante ni dañ koy rafetlu parce que li olof di wax rek xoddi ko bala ngay lakkale daal man noonu laa ko gisee feebar dugg si na ci réew mi muy feebar boo xamante ni ñeenti continent yi kenn ku ci ne touché na la Afrique jot na wàllam te Sénégal bokk na ci réew yi gën a ndaw bu ñu teelu la jóg jël suñu mesure dina àgg foo xamante ni lay jigéeneen réew di ñu jëkk personnel de santé bi demeewut noonu hygiène demeewut noonu nit ñi amuñu compréhension boo xamante ni tey jii da nga naan leen def leen ñu def wala nga ne bàyyi leen bàyyi sénégalais moom presque xamaguñu loolu léegi nag kon dafay am yoo xamante ni su ko tollee rek il faut président jël ay mesures yoo xamante ni yaakaar nañu daal loolu mooy régler situation bi loolu tax ñu jël. mais lu jëm ci état d'urgence bi maanaam yow nan nga gisee loolu est-ce que dina yomb fii pour ñu appliquer ko ci banlieue bi. waaw man pour man dina yomb parce que ay nit lañu suñu conscience tranquille banlieue bu ñu ko waxee jàppale ñu nit ku dëkk ci banlieue rek dañ lay am beneen façon xoolin bu ñu ñun ñoo war a dindi loolu nañ jàpp nañ banlieue saa rek ñëpp benn lañu. ay nit lañu suñu conscience tranquille ñu dëkk ci réew mi xam li xew ci réew mi lu mënta ñàkk day am état urgent bi présidence de la République jël te ginnaaw 12 jours lay duré nañu jéem a respecté li nga xamante ni moom la président décrété ak responsable administratif yi nga xamante ñoo nekk ci territoire bi li ñu digle ne nañ koy def daal nañ koy def waaye la may wax nag na ànd ak ay mesures d'accompagnement loolu daal mooy li nga xamante ni moom laa nañ ko def. laaj bu ma jóg fii ban matukaay lañ ci jël. ci autorité yi. jëluñu ci dara maanaam benn autorité locale wala benn ba ci suñu xam nga man li may wax démb rek ñu ngi may invité ci benn télé du ma tudd tur bi mais dañ ma doon laaj bi affaire bi amee ma wax ni ministre de l'éducation culture bi nga xamante ni problème bi am na moom automatiquement dañoo daal di jël seen responsabilité daal di leen nañ ay njàng ba ci kanam parce que li ñuy regroupé foofu ci nit dafa bari. boo xoolee tey jii ci wàllu sport ñoom it li ñu regroupé ci nit dafa bari dañoo jël seen responsabilité ne nañ àjjana ci bett kanam mais wax nañ réew moo mën a dem éducation culture sport ak lu jëm ci wàllu marché li ñu regroupé amul benn secteur bu koy regroupé kon ñun tey suñu ministre de tutelle gisuñu benn communication boo xamante ni def na ko ci problème mu feebar bi waxul ak parce que aussi nañu jàpp ni marché dafa am buntu marché mooy délégué yi ñoo yor marché yi lépp loo bëgg a def ci marché wala nga bëgg koo wax ci marché te bëgg communication bi jàll ko nu nga ko bëgg te coow du am da ngay ñëw ci kilifa marché bi muy délégué ba nga ne ko man de damaa bëgg bis sàngam waxtu sàngam ñu ànd def nangam ñu ànd wax nangam su ko defee communication bi day jàll rapidement ñu jëfe ko te coow du am waaye tëju ci sa bureau rek wala toog ci télé considéré woon nit ñi xëy naan def naa décret damay tëj marché ku ko fi def it coow yi bari waaye loolu du am waaye nag suñu toogee waxtaan nga wax nit ñi li tax nga bëgg a tëj marché yi mu dugg seen bopp di ay nit ñoo xamante ni seen conscience tranquille te li ngay def seen njariñ la njariñu askan la mais dañ ci ànd ak yow gunge la mais toog xëy rek nit ki tëjal marché te waxoo ko li tax muy tëj marché te nit ki ngay xëy jaay ba 10 heures muy dog di am lu mu yóbbu këram wax dëgg yàlla aussi te buñ bëggee tëj marché yi ci noonu coxooy bari rek bañuñu ko nag décision bu ñu jël ci luy aar askan wi aar ñu d'accord nañ mais nañ toog waxtaan wi daal communication bi daal moo def moo jàll ñi ñu war a waxal lañ waxalut te ñi jël ñu ciy wax ñooñu waruñu cee wax maanaam ñun ay porteurs de voix lañu parce que ñoo jiite ay junniy nit ci marché bi ñu di ñu déglu bu ñu leen def leen ñu def bu ñu leen bàyyi leen ñu bàyyi lépp luñ bëgg ci marché nañ wax ak ñun jërëjëf. Alassane. oui bu daal. ñun ñoo ko déggandoo donc fii nee nañ amul benn mesure buñ fi jël lu jëm nag ci mesure yu président de la république jël nañ ko appliquer fii ci banlieue bi parce que ñu bëri tamit yëg nañ ko léegi nag nan la application bi di demee loolu la ñuy xool. Alassane Samba Diop. voilà bu daal jàgg ñu lay gërëm di la sant yaakaar naa ne fi ñu toll nii ku nekk na sooy bakkanam fi la ñu toll mu nekk ñu gën a xam ne feebar bi moom dafa law jar na concertation ga ba baax na waaye mesures yi ñu jël yi dañ ko appliquer d'abord ba ñu génn ci lii après bu temps xuloo ñëwee gars yi xuloo encore professeur docteur Sokhna Cheikh Sokhna ñu ngi am xibaar léegi ci studio bi Sidi bi ba nga wax Manu Dibango nekkoon musicien te feebar bi jàpp ko faatu na. léegi la information bi tombé ñu ne Manu Dibango génn àdduna coronavirus moo ko génn donc bu amee Sénégal yi nekk fi ba léegi nee na gëmuñu feebar bi xëy na bu ñuy dégg loolu daañu xam ne feebar bi am na te day reyaate. non Alassane man jàpp naa ne yaakaar naa ne nit ñi dañuy wax rek mais ñàkk gëm feebar bi moom loolu moom yaakaar naa ne dépassé nañ ko
je peux comprendre feebar bi muy rey chinois yi di rey italiens yi amutoon Sénégal ñu naan am na cas benn cas mën nañ jàpp ne naan feebaru tubaab la ak yooyu mais fi mu toll nii ku dem Touba ku dem yeneen hôpital Fann ku dem Diamniadio démb wax nañu ne y'a 1500 junni ak juróomi téeméeri cas contact. cas yoo xam ne dañ leen di surveiller. loolu yaakaar naa ne même waa Touba yi nga xam ne benn moment dañu wax ne feebar bi amul xam nañ ne feebar bi am na te yaakaar naa ne kenn gënul xam feebar bi médecin chef de région bi wala médecin chef de district bi mu jël parole ne feebar bi am na. boo gisee xoolal football bi ni mu amee doole amee xaalis ñu xëy arrêté ko. xoolal musique bi ni mu amee doole am xaalis ñu xëy arrêté ko xoolal personnalité mi mu am ñu déclaré ne ñoom am nañ ko ñooñu kafuñu boo xoolee lii am Italie yàlla nañu si yàlla musal lii am Espagne yàlla nañu si yàlla musal. Espagne boo génnee 600 € ngay fay boo amul attestation. France boo génnee barki dem rek sama benn étudiante nee na ma 135 € la fay da doon génne rek pour dem di kii amutoon fàtte attestation ñu fay la ko 135 €. nga xam ne na kon loolu am na feebar bi am na leer na nañ ñoom ñëpp xam nañ ko ñun kay li ñuy ñaan mooy ñu gën a fagaru pour mu bañ a am maara détaillé ñu siy faatu. démb dafa am benn chiffre bu président génnee mooy 1521 contacts ñu wax yooyu. waaw loolu ëlëm ñu bëri tiital ñu bëri parce que bi ñu commencé wax feebar ba léegi mosuñu génne chiffre bu toll noonu. waaw nit ñooñu bu ñu bëree am contact est-ce que danger la pour ñeneen ñi. danger la. parce que déjà rek xam nga boo fàttalikoo ñu commencé ay dañ doon wax ay cas importé wala mu nekk sénégalais wala kenn ku ñëw wala cas contact léegi ñoo ngi wax ay cas communautaire mooy cas yoo xam ne kenn xamul fu feebar bi jógee ndax waa ji dafa romb kenn sëqan mu am ko parce que gisuñu ko wala mu laal téléphone am ab téléphone am wala rampe d'escalier loolu 1500 yi dafa wax day wane ne feebar baa ngi si suñ biir maanaam 1500 yooyu rien ne nous dit que ne ñooñu ñëpp am nañ ko ba pare dañu nekk asymptomatique maanaam amuñu benn signe dara wóoruñu si. waaye mën nañu contaminer en même temps. xam nga feebar bi li si doy waar mooy mën nga bañ a am benn signe am feebar bi c'est-à-dire sëqatoo amuloo fièvre sa yaram mettiwul dara jotu la nga am feebar bi si biir ba pare mën a contaminer. parce que léeg-léeg am na asymptomatique yoo xam ne quelquefois duñ si yeneen feebar yi duñ mën a contaminer kenn ay réservoir la ñuy nekk. fii nag dañuy mën a contaminer ba mën a nekk ay réservoir donc loolu je pense que ne bu fekkee ne gouvernement bi commencé na di joxe chiffres yooyu dafa bëgg a wan nit ñi ne effectivement am na ba pare nañu fagaru bu ñu fagaruwut ñun ñëpp si cas boobu la ñuy jëm mooy di nga mas a romb nit mu am ko te xamuloo ko nga nekk cas boo xam ne possible cas contact te doo ko xam. est-ce que loolu mën a tax ku nekk war a sol masque. waaw masque yi. études yi ñu wane gëstu yi ñu wane nee nañ masque yi mi ngi gën a efficace mooy si personnel soignant yi premièrement mooy infirmier yi médecins yi ak docteurs yeeg yooyu di faj baax na si ñoom ensuite baax na si par exemple ku am doomu jàngoro bi boo ko xasee am baax na. boo ko amulee nag. boo ko amul nag benn étude prouvé wul ne efficace na contre le coronavirus mais nag comme feebaru bees la ñu ñaa ngi koy xool mais jàpp naa ne man masque yi baax na. baax na par exemple boo nekkee ci benn milieu confiné par exemple comme par exemple fii ngeen nekk fii i télé wala i rajo ngeen xalaat ne comme kat yëf yaa ngi commencé di continuer ensuite yéen a ngi jot ay visiteurs man maa ngi nii di ñëw xamu leen am naa ko wala aw ma ko xamu leen fu ma jógee ak ñeneen baax na par exemple de temps en temps ngeen ñu sol masque yi mais masque yi tamit masque yu baax yi 3 heures de temps la c'est-à-dire 3 heures de temps da nga ko war a changer comme ni ngay jëlee masque comme ni ngay jëlee mouchoir. ñandu si wala nga xaxandi ko si sànni ko si poubelle bi. noonu ngay jëlee kii bi mu nekk sànni ko donc masque yi moom baax na mais nag li ëpp solo. maa ngi koy fàttali Alassane. mooy raxasu bi. loolu moom prouvé nañ ko scientifiquement. saabu que ne raxasu ak saabu bi moom. moo gën masque bi moo gën yu bëree bare. mais raxasu bi ban fréquence la ñuy raxasoo. waaw raxasu bi moom chaque minute la chaque heure la ou chaque 2 heures la. chaque 2 heures. parce que chaque une heure day compliqué mais chaque 2 heures daal et ensuite chaque fois nga déplacé wu maanaam par exemple nga jóge fii si studio bi dem seeti sa benn technicien taxaw yore wax moom yore clavier bi et cetera boo ñëwee war nga mën a jël gel bi wala nga raxasu chaque fois boo déplacé woo boo toogee nag fenn pendant 2 heures de temps génn naan sa café wala nga tux sa cigarette wala dara
loolu tamit mën nga war a raxasu donc raxasu bi moom c'est régulier moom la ñuy wax lavage régulier des mains. mooy ñuy dama gisoon nit ñi di jël yenn saa poignée de portière oto yi poignée porte yi da ci def yenn saa ay alcool loolu baax na ci ak tamit eau de javel bi di ko raxasee kii. waaw loolu tamit gëstu bi wane na ko xam nga coronavirus bi moom ñi nga xam ne moom la ñu war a ñoom la ñu war a diglu mooy chinois yi. chinois yi ñooñu si ëpp expérience. parce que ñoom ñoo ko commencé. yi ñuy wax yii yëpp ñoom expérimenté nañ ko. am na yoo xam ne nag naam résultats yi génnut mais am na résultats yi génn fi mu toll loolu ngay wax nii. chinois yi expérimenté nañ ko gis nañ ne doomu jàngoro bi si fi ñuy xam ne dañ koy jàpp mooy poignée yi oto yi poignée kër yi table yi toilettes yi lavabo yi. ascenseurs yi. dafa utiliser parce que ñoom dañuy xooloon ñi ñu confiné woon ñi nga xam ne dañ leen doon faj après bi ñu demee. ñu def benn étude comparative ñoo xam ne dañ leen di javeliser tout le temps seen salle d'hospitalisation yi ñeen ñu bàyyi lañ gis nañ ne ñi doon javeliser ñu gën a gaaw a wér ñi nga xam ne defuñu nettoyage bi defuñu désinfection loolu donc yaakaar naa ne loolu moom war nañ ko def moo tax partie commune bâtiment yi war nañ ko mën a aussi di ko fomp ak eau de javel ak solution alcool maa ngi leen di wax aussi que ne gel yi ak savon yi baax na aussi mais aussi bu fekkee ne dañu dem ba am rupture alcool 70% yi ñuy jaay si pharmacie yi alcool yi waaye mën na raxas aussi loxo yi mën na raxas loxo yi mën nga ko jël aussi bu fekkee ne da nga am problème mu gel nga boo ko amee sa kër aussi léeg-léegi nga boole nga boo raxasoo wala léeg-léeg boo taayalee dem si kii bi raxasu nga jël gel bi daal di defar sa waaw ñu dem jëlee Boubacar Dieng ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Alassane. foo féetee. maa ngi nii ba léegi place de l'Indépendance centre ville. waaw lu fa xewati lu bees. waaw fii nag xam nga sànq maa ngi woon si biir mais dafa am benn takk der bu ñëw di ñu xamal ni tey jii li wër place bi yëpp dañuy tere ku fa def rassemblement ku fa toog sànq sax am na ñu taxawoon fii. mais dañ leen dispersé te bien vrai que ñeenti nit lañu woon lii sax maa ngi nii ak benn waa ju nekk fii di liggéey si centre ville. sëñ bi ñëwal fii di liggéey si centre ville sëñ bi ñëwal moom mii day joxe xalaatam si mesure d'urgence yi nga xam ne président de la république jël na ko ngir xeex ak li nga xam ne moo di coronavirus bi sëñ bi tur bi naka la. Alioune Ndiaye laa tudd. Alioune Ndiaye. waaw Alioune Ndiaye yow nag nga gisee démb li nga xam ne président de la république wax na ko askan wi. waaw président de la république li nga xam ne wax na ko askan bi vraiment moom lañ doon xaar ci moom. ndax c'est pas pour rien que plus de 16 millions de Sénégalais suñu borom tànn la ci nga jiite nit nag buy jiite da ngay toll foo xam ni da ngay demee ak sa xol demee ak sa xel parce que situation bi actuelle comme l'a dit le président de la République l'heure est grave comme toll nañ foofu on attendait de lui qu'il prenne des mesures strictes par rapport à cette situation. ok jël na ay mesures yoo xam ne askan wi yëpp moom lañ doon xaar waaye it mesures yooyu est-ce que du am gàllankoor si dem beeg dikki bi askan wi ndaxte dafa am ay restrictions des libertés aussi. vous savez concernant cette restriction des libertés état de siège bi nga xam ni état d'urgence bi nga xam ni président de la république wax na ko c'est la 3e fois muy am ci biir dëkk bi ñu naan Sénégal première fois bi muy njëkk am c'était en 1960 avec le président Senghor. Deuxième fois bi muy am c'était en 1968 avec le président Abdou Diouf 88 je pense bien bi mooy 3e fois ci histoire du Sénégal bi ñuy dégg ci affaire état d'urgence par rapport ak li nga xam ne moom nga wax léegi nii mooy restriction des libertés je pense que restriction des libertés moo gën restriction des vies diminution des vies ou bien perte considérable de la vie humaine. Et que la situation actuelle comme l'a dit le président de la République mesure exceptionnelle rek moo ci war a mën a am. sëñ bi maa ngi lay jaajëfal si tontu yi nga xam ne ak leeral yi nga xam ne indi nga ko si li nga xam ne moo di wàllum état d'urgence bi président de la République décrété démb ak couvre-feu bi nga xam ne moo si ànd Alassane Samba Diop ñun ñoo ko déggandoo lii lañ fi amoon daal place de l'Indépendance fii si Dakar xam naa di leen jox daje rek léegi si ay simili yu néew ñu dem ba marché Sandaga xool lan moo xew foofule.
comme ni ko police waxee rassemblement yi dañ ko tere ngeen def nank aussi balaa yooyu di indi ay coow te ñu joxe xibaar aussi ministère de transport terrestre et le ministère de l'intérieur dañuy joxe point de presse su kanamee tuuti ay 11h ci ministère ba xam naa ne mesures yu ñu jël par rapport ak déplacement entre régions yi interurbain bi xëy na loolu tamit dina am waxtaan bu ñuy war a am ci loolu pour conscientiser ñi xamante ne ñooy liggéey ci transport bi par rapport ça ñu dem fale ca Kaolack fekk fa Modou Sène ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alassane Samba Diop. est-ce que waa Kaolack jël nañu matukaay yëpp par rapport ak décision yi ñu jël démb yi. Alassane daa mel ni jaay moom fii ci marché yi maay ci marché bi nii jaaykat yi ku ne yaay jéem a ut say xem nooy def xëy na ba 20h fekk la fekk nga mën a wàcc balaa 18h wala 18h nga wàcc nga xam ne 20h dina la fekk pour mën a sàmmoo ak état d'urgence bi nga xamante ni président de la République décrété na ko dolli ci li nga xamante ni moo di couvre-feu 20h de 6h du matin waaye léegi li ñu ci mën a jàpp rek bokk na ci aussi yi nga xamante ni fii ci Kaolack ñun ñi ba léegi ñu ngi seete ci marché yi di dajale ba léegi mu ngi am xëy na peut-être dama jàpp ne ñi nga xamante ni feebar bi amagul Kaolack moo tax ba léegi confiance dañu war a yeewoo ba léegi yeewoo bu ñu noonu waaye li mu ci mënti doon ñu ñaa ngi wéy di dox ci marché yi xëy na nag peut-être yenn structures yi am na précaution yoo xamante ni jël nañ ko ci wàllu matukaay yi waaye ba léegi mbir mi daal ci mu gën a wulee ñaaye mooy diggante dawalkatu moto Jakarta yi nekk ci marché yi marché central au poisson ak marché yi nga xamante ni foofu la ñuy duggee ba léegi matukaay yi nga xamante ni kilifa yi war nañ koo jël véritablement jëluñu ko ndax sax bu def lu yàlla fekk dinañ def benn tuuti ci marché yi mais même constat bi la ñuy def loolu nag xëy na peut-être nit ñi certainement reconnaître nañ ne feebar bi mu ngi Sénégal mais ba léegi prise de conscience bi ñu ci war a def defaguñ ko ci loolu nag xëy na li koy waral bokk na ci li tax feebar bi xëy na li ma xamante ni jusqu'à présent ci suñu bois yëpp dañ ko ci diwaanu Saloum loolu moo tax xëy na ñu ngi ba léegi jëlaguñ ko vraiment au sérieux boo jël matukaay yi nga xamante ni war nañ ko def waaye li mu ci mënti doon nag ci ñi nga xamante ni ñoo di liggéeykat yi nekk secteur informel bi xëy na jàpp nañ ne mbir mi dina métti ci ñoom lool ndax am na ci ñoo xam ne doon liggéey ba 19h30 20h même au-delà pour mën a xaar yeneen clients yi nga xamante ni ci digg la ñu am temps pour mën a ñëw waaye ñoom ils sont obligés léegi à partir de 18h30 au max ñu mën a wàcc balaa 20h ñu mën a yegg seen kër pour véritablement sàmmoo ak dogal yooyu nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko. voilà Modou Sène ñu ngi lay gërëm di la sant daañu ñëwaat ci yow bu amee lu bees foofa ca Kaolack laata ñuy progresser ci émission bi am na benn déclaration bi xamante ne kilifa yi diini def nañ ko tamit am na ki nga xamante ne mooy porte-parole du khalife général des Tidianes kii di Pape Malick Sy ci sensibilisation bi def nañ ko aussi di ko maanaam jébbal askan wi ñu mën a moytu feebar bi ñu déglu kii di Pape Malick Sy porte-parole khalife général des Tidianes. ñu dellu si rek. di nangu dogalu borom bi ci ñun waaye itam ñu di ko ñaan gi it dañu koy boole ak exercice su médecin yi ci dugal seen loxo lu tax parce que yàlla leen cërale def leen ñu représenter la conscience universelle kon seen place ngi ci nanu tàmbali médecin yi def recherche ba lu ne ñu xam fa nu koy tëral ak nañu koy faje yàlla ni kon ñoom la def ñu nekk la conscience universelle loolu lañ ni woon rek ñu fàttali leen ko wax leen ko ngeen muñ waaye ngeen obéir itam recommandation yi leen médecin yi di jox comme ñoom ñoo xam yàlla sédd leen ko mais lu ñu leen wax ni def leen ko ko defee la ca des yëpp diggante borom bi lay doon ak jàmmam waaye lu leen médecin yi wax rek def leen ko wax naa leen di ñu symboliser la conscience universelle yàlla leen ko sédde ñu ngi ñaan mais bu leen xeeb seen bopp yéen itam ñaan leen bu ñëpp yuuxoondoo yàlla wollu parce que moom rek moom boobu bu ñëpp yuuxoondoo mu wollu kon nag yàlla na nu wollu ci sunuy ñaan woyafal ñenu jot a wax ni dañ leen gis ñu nekk positif yàlla woyafal mën na leen faj lu mu mënul faj amul. ngi doon déglu kii di Pape Malick Sy di porte-parole xalif général des Tidianes xalif général des Mourides tamit def nañu déclaration kii di porte-parole xalif général des Mourides tamit def na ko di gën a ñaax nit ñi rek ci farlu ñoo est-ce que yaakaar nga ne justement religieux yi am nañu rôle bu ñu war a jouer ci loolu. non moom kay yaakaar naa ne sax boo moytul ñoo war a ëpp sax rôle état bi parce que dañu nekk saa nii war nañ ko xam. yaakaar naa Sénégal dañu nekk dëkk boo xam ne religion bi tarixa yi dañ fi am doole
donc je pense que ne ñoom war nañ mën a jël seen rôle boobu leen xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo leen ko jox te nit ñi nangul leen ko parce que dañuy am fu ñu ko jaarale ñu def ko benn genre rôle positif mooy lu mel nii war nañ mën a am déclaration même sax pas déclaration kër famille mais une déclaration commune boo xam ne porte-parole lu Tijaani porte-parole lu Muridi porte-parole lu yeneen tarixa yëpp mënuma leen yëpp ak catholique yi jàngu bi ak man animiste yi ak protestant yi toog benn kuréel ñu wane leen ñëpp téléphone ñu wax ñu ne ñun ñoo tënku ne lii gouvernement bi wax dañoo bëgg ñoo appliquer ko parce que njariñ la suñu ñëpp je pense que ne maa ngi doon déglu si benn télé ñu naan am na loo xam ne Sénégal war na ko am daal Alassane parce que àddina day dox yaakaar naa ne ay comme ni ñu amee ay conseil supérieur de la magistrature war nañu am conseil supérieur religieux ou bien islam wala catholique nga xam ne porte-parole lañ fay nekk nga xam ne gouvernement bi bala moo toog di yónnee par exemple kenn mu dem Touba yónni keneen mu dem Tivaouane yónni keneen mu dem Ndiassane yónni keneen mu dem Kaolack si bi ñasee ni Baye Niass ñu am benn structure boo xam ne bu ñu leen convoqué ñoom dañuy ñëw toog gouvernement bi daan ne Macky Sall daan ne yëfi kat nii la demee lii laa bëggoon jël mais religion bi xaw ma si dara yéen a ko xam nuñ koy defee boobaa Touba wax spécificité am daan ne Touba kat lii mënu faa bañ a ñàkk lii mënu faa bañ a ñàkk ñu ne lii mënu faa bañ a ñàkk ñu ne comme mënu faa bañ a ñàkk nag matukaay yii ak yii laa bëgg état bi jël ko ma def ko nekk nii Tivaouane wax loolu kooku wax loolu buñ ko defee ñu yore benn voix yaakaar naa ne décision dina baax te loolu ñi xam ne jege nañ sëriñ yi parce que ñi jege sëriñ yi am na ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ am nañ xam-xam yëpp xam-xam médical xam-xam société xam ne war nañ mën a waxtaan ak sëriñ bi di ko wax man wax naa maa ngi lay wax sama bi muy commencé émission bi que ne man fexe woon naa dem bi ma commencé liggéey si Magal Touba fexe naa ba dem parce que benn mag bu baax moo ma ko xelal man gis mu ne ma booy def lu baax da ngay dem si sëriñ bi noppam ak nopp ak sa gémmiñ nga wax ak moom man fexe woon naa ba dem si sëriñ Mountakha ndax man damay liggéey si Magal Touba liggéeyoo ko nag pour wane ne Magal Touba day joxe ay feebar ak yooyu di damay seet feebar yi am si Magal Touba xool naka lañ mën a après buñ ko xoolee ñu mën leen a jàppale na leen bu Magal Touba jotatee def leen lii jënd leen garab bi jënd leen bul garab jënd leen sànc pour xeex feebar bi te loolu mooy jeexitukaay bi loolu ñuy def nag yaakaar naa ne bu ñu ko defee si famille religieuse yi war nañ ko mën a xam parce que ñun ñëpp lañ njaboote te feebar bi fu mu toll nii dina dem période boo xam ne ñaanuñu ko yàlla bu si continuer nii même buñ fekkee ne terewuñu rassemblement yi sax kenn du demati parce que ku nekk xam nga li sa bopp ngay tal te sëriñ bi pour mu am ñu koy seet si ñu koy yóbbul addiya di ko lu mu bëgg ñu defal ko il faut nekk nit ñi nekk si jàmm. il faut ñu wér. Coronavirus bi comme guerre la c'est-à-dire que guerre invisible la l'ennemi on le voit pas. fee nag guerre bi nag dañuy dóorante ay bal mais comme guerre bi gisuñu ko ne dañ ko war a jàpp bu baax. est-ce que yaakaar na explication bi war maanaam explication bu scientifique bu war. def nañ ko à l'endroit des chefs religieux yow toogam indi scientifique ñu toog ñu ne ko feebar bi lii lay indi ba ñu comprendre bu baax parce que bu ma amee intermédiaire mun am information bu baax bi du ko jot. non man yaakaar naa ne amuñu ko loolu laa wax dama ne par exemple damay joxe exemple bu gouvernement bi par exemple de am temps yi passé am na premier ministre bi demoon foofu Touba j'espère que ne bi danoon dem pour wax nit ñi ñu bañ a def ay rassemblement yooyu. mais loolu par exemple bu demoon ànd ak ñeenti borom xam-xam wala ñaari borom xam-xam. ay scientifique waaye scientifique ñu ñëw toog sëriñ bi ne ko may ñu du ñëw ñu nag pour ay am 1 heure 2 minutes 1 heure de temps lañ bëgg nga may ñu ko seetal ban heure nga ñu koy may. expliqué la ñu ñëw wan ko xayma fàcceel ko feebar bi. di ko wan di ko càmbaral di ko xayma di ko expliqué yëpp ragal naa ne dina toog daan ne kaay leen ñu xoolaat yëf yi xale ñu woote waat. loolu lu am solo la. te loolu li ma la wax rek il faut mu am ay cadre institutionnel yoo xam ne même formel informel même formel yoo xam ne comme li ma la wax nii ay porte-parole yi ñu rassemble leen si benn structure nga xam ne ñooy waxandoo
ñooy waxtaanandoo parce que benn la. comme bu ñu gisee France par exemple am na benn genre au conseil xaw ma lan. conseil religieux Dalil Boubacar donc dirigé. am aussi ci catholique yi yëpp xam nga yéen bu jotee dañuy toog waxtaan ak nguur gi ci li nga xamante ne moom mooy aspect religieux bi. exactement man jegewuma président Macky Sall mais wóor na ma ne ay tere rassemblement bu koy def dina jël téléphone am woote lu mat fukki yoon. xam naa dina woote Touba dina woote fu nekk. mais ba amoon kuréel bu ñu tënk ci loolu ba amoon kuréel boobu. dañuy harmoniser waxtaan bi. waaw dañ koy harmoniser. bu la neexee sax nga xarale yu bees yi. technologie visioconférence mën nañ ko am. mën nga wax ne nit ñi bu kenn déplacé wu jox ma sa numéro téléphone. mu joxe sa numéro téléphone ñu toog biir palais ku nekk ñu woo la téléphone. mu toog di déglu ñëpp. boo waxee fukki par exemple porte parole yëpp di la dégg ngeen di waxante ngeen d'accord si benn kàddu ngeen ne Touba kat ñun d'accord nañ de li ngeen wax waane nag pour ñu def ko il faut matukaay bii. Tiwaawan ne ñun de amuñu benn matukaay ñun li ngeen wax la ñuy def keneen wax et cetera ñu booloo sàmm defal noo ko ñun ñëpp. parce que réew mi loolu rek diisoo rek moo ko mën a yóbbu kanam. dëgg la sànq am na ci waxtaan bu ñu ko démarré am na li nga wax mooy décision bi nguur gi jël interdire maanaam déplacement yi 20h ba 6h du matin gaa baax na waaye 6h du matin ba 20h la fay xew. waaw loolu laa wax ma ne couvre-feu bi baax na xam naa couvre-feu bi moom nit ñi duñ génn. xanaa ku répété xanaa mooy génn te yaakaar naa ne kenn du génn mais nag diggante boobu mooy bëccëg bi comme ni ñu nekk nii foofu moo rek moo ma jaaxal. yan matuwaay la ñu war a jël foofu pour yow. matuwaay yi ñuy war a jël man déjà rek lenn laa xam ne parce que dama koy romb naa ko mooy marché yi. ba léegi kenn tëjul marché. waaw man vraiment maa ngi saluer Bamba Fall. xaw ma ko de. mais koro bi ma gisee ni muy doxalee ci marché yi Médina wax na dëgg noonu la ñu war a def c'est-à-dire que si ay mesures yoo xam ne des mesures fortes boo waxee ni ñëw si njëkk teranga buñ d'accord da ngay utiliser ay moyens. moyens police moyens gendarmerie ak police dañu war a impliquer aussi xeex bi fi mu toll nii. tëj marché yëpp. tëj marché yi et puis marché Alassane marché dafa war a am heure. d'ouverture et de fermeture. waaw jëlal marché Castor. boo fa demee ba 23h ñu jaay la. du tëj. dañ ngay jaay c'est-à-dire suba ba 23h ñu jaay la xam nga kañ la ñuy tëj bu ñu tëjee minuit xam nga kañ la ñuy ubbi 3h du matin. waaw donc 3h de temps la ñuy tëj. dañu am temps sax raxas ko. nañ nga koy raxasee donc marché dafa am heure donc ak coronavirus dañu war a wax ne marché yi bu ñu ko ubbee 8h 14h ñu tëj ko bu 14h ñëwee ñu désinfecté yi ñëpp fekk kii marché yi parce que marché yi. doy na war daal incubateur la parce que nit ñi dañuy dugg di def leen neex ba pare di ñuy jaay par xool ni ñuy jaay légumes yi. bis boo demee marché Castor wala fenn ñu jaay légumes. boo moytul di nga wax sa soxna si mu raxas ko ñeenti yoon eau de javel. ak yeneen ak yeneen. xoolal mburu bi niñ ko teree. waaw loolu lu baax la. mais actuellement fi mu toll dafa am problème. waaw parce que boulanger dafa fees nit. dafa fees ñooñu nit ñaa ngi rek. waaw dafay rassemblement la indi. voilà mi ngi rassemblement léegi li ñu mën a def mooy xam nga kenn mënul revenir si mesure bi certainement mënuñu wax ne yaay commencé waat leen jaay parce que coronavirus mais li ñu war a def mooy ñu sensibiliser nit ñi ne boulangerie yi comme ni gars yi di def France ak États-Unis mooy ñuy rang diggante ñaari nit 1 mètre. bu ñaar duggee si boulangerie bi ñu jaay leen ñeneen génn loolu war nañ ko mën a def transport en commun yi c'est la même chose transport en commun yi jënd gel hydroalcoolique jënd ay masque cher du dara ba pare sax gouvernement mën na leen si jàppale. ñu jox ñuy masque bu ñu wàcc bu ñu aggetee fenn daal di ci pomper désinfecter et cetera ñëw jël am benn heure bu ñuy daw. gars yi mën a waaw heure bu ñuy daw heure bu ñuy gaare. donc je pense que ne bon xam man aw moom expérience sur stratégie décentralisée collectivité locale et cetera mais maire yi moom fi mu toll war nañ jël seen matukaay. yooyu yëpp ñu appliqué ko ci marché yi. bon école yi tëj na amatul problème stade yi kenn footballatul et cetera mais au moins marché yi moom ak place publique yi ak yoon yi war nañ ci góorgóorlu. place publique da nga dem fale boo maraîcher xam nga fa lay oto yi di jóg. di dem di ñëw mooy diggante transport yi Omar Kane ñu ngi lay nuyu. Alassane maa ngi lay fay. est-ce que boo maraîcher mesures yi ñu jël yooyu appliqué nañ ko foofu. waa te de la fois contrairement à la fois passée te moom booy si dugg moom lavage des mains bi c'est obligatoire da ngay raxasu balaa ngay dugg
Cheikhou suñu caméraman bëggoon na dugg sans raxasu waaye dañ ko rappelé mu ñëwaat ci buntu bi pour raxas loxoom tey moom c'est obligatoire c'est strict te ñu ngi fii ci garage boo maraîcher sama ginnaaw yi ngeen gis fii ay 7 places ay bus ak ay minibus yooyu waaj a dem ngir ñuy dem ci waaj a dem ci dans toutes les régions du Sénégal 14 régions yëpp ay bus ay minibus de ay 7 places maanaam de 7 places ay minibus de 14 places ak ay bus de 60 places de plus de 60 places ñoo fi waaj a dem nit ñi nag li mu leen interroger la plupart nee nañu dañuy dem parce que dañuy ragal ñu interdire carrément dem bi ak dëkk bi fii ak ay fan yu néew waaye fii ci garage bi maa ngi fii ak sama benn ci superviseur garage yi mu wax ñu exactement rek yan mesure ndax ñoom nan la ñu gisee en fait mesures yi nga xam ni njiitu réew mi jël na ko démb donc ñu interroger ko ñu dugal ko rek kenn la ci ñi fi nekk ñi jiitee garage bi papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. tur bi nan la. Maodo Sarr. yan nan ngeen gisee ndogal yi nga xam ni njiitu réew mi jël na ko ni ki démb. xanaa dégg ndigalam rek lim wax ñu appliqué ko bu ko yàlla dogalee. moom daal noo ngi xëy daw nekk fii buñ nee taxaw leen ñu taxaw buñ leen dem leen ñu dem di sàmmatu tere yi bu siiséeree bu wicéree ñu tëdd bu siiséeree ñu xëy incha allahu ci yooyu daal la ñu nekk ba keroog ñuy gisaat déggaat beneen ndigal. yan matuwaay ngeen jël ci nit ñi dugg ci oto yi. nit ñi daal ku ñu xëy bu ñëwee daal dinañ la ni bu fekkee fee ci buntu ba di nga raxasoo war na sawel bi ak saabagu yooyu boo ñëwee. après nga toog di bañ di jonjante yu métti yi pour ku ne toog tranquillement daal bu peesee ñu encaissé après ñu oto bi daal dem waaye amul nekk fii dajaloo fii di soow ak tàppante que ba léegi yooyu déedéet amul moom dañu daal toog taxaw tranquillement après bu oto bi peesee ñu encaissé ñu daal di dem ci yooyu daal la ñu tënkoon ba keroog ñu gis leneen. ndax bu jiitu réew mi jëlee ndogal ngeen arrêté carrément da ngeen di arrêté. incha allah moom kañ lu mu wax rek ànd nañ ci bu ko yàlla dogalee waaw. jërëjëf waaw tur bi nan la. Maodo Sarr. jërëjëf waaw jërëjëf kon Alassane ñoo ko déggandoo donc ñoom chauffeur yi ak ñoom ñi jiite gaar yi ñoom nee nañ noppi nañu ngir ànd ak li nga xam ni ndogal yi nga xam ni njiitu réew mi dina ko jël waaye dafa mën nañu wax ni sax nit ñi tey population de Dakar daal mu ngi vidéo ndànk-ndànk nit ñi ñoo ngi daw ngir utali seen dëkk ya. Alassane Samba Diop. loolu tamit ñi jógee Dakar dem ci région yi ndegam ñoom tamit duñ fa yóbbu li xamante ne moom mooy feebar bi parce que bu ñu waxee 1521 personnes am nañu ay genre contact yooyu war nañu gën a mën a xoolaat xëy na ci installé ci garage yi tamit des tests pour xool affaire yi. waaw non moom kay war nañu renforcer sensibilisation bi ak dépistage bi. je pense que ne ay questionnaires yu yomb war nañ ko mën a def bu nit ñi di dugg ñu laaj la foo jógee fan ngay dem est-ce que sa entourage am na ko fa am wala nga dégg nga ko am yooyu yëpp loolu yëpp parce que traçabilité la. parce que Kaolack am na ko waxoon nañ defar benn genre manifeste bu ñuy defar ci avion yi maanaam ci garage yi boo ñu jël sa tur ci sa numéro téléphone foo jógee foo jëm comme ça bu dara xewee ñu mën a contacter la. waaw exactement je pense que loolu lañ war a def. di tracer moom la tubaab di wax traçabilité. parce que dinañ toog jamono joo boo xam ne bon yàlla bu ñu fa yegg dañ toog boo xam ne ñu bëri dañ leen mën a xam fu ñu jógee fan kan lañ nekkaloon ndax nekk nañu contact et cetera te loolu ay jumtukaay yu yomb la questionnaire wala yu ndaw mooy léeg-léeg boo duggee ci aéroport yi bàyyi woon nañ ko léegi moom nañuy def dañ lay xayma xool la loolu mën na nekk. je pense que ne war nañ mën a ensuite lenn loo xam ne xam naa ne dina xaw ma ndax si couvre-feu bi dong lañ koy def wala ndax si période bëccëg bi dañ koy def mooy transport interurbain bi. transport interurbain moom mën nañ ko wàññi. waaw parce que boo xoolee cas bi am Vélingara. boo xoolee cas bi am Ziguinchor. boo xoolee am na beneen cas. ay ñuy jógee. Dakar dem ci région yi dem fa wala nga jógee Thiès dem wàll ko waa Kédougou wala yeneen la. donc loolu te boo leen ko xasee wàll le temps que ngay jël oto dugg si car bi wala nga yore sa voiture personnelle egg fa nekk si benn ngénte wala benn céet wala benn dëj di nga contacter ñu bari. donc transport urbain bi moom war nañ ko mën a commencer filtre bu ñu ko mënul arrêter daal war nañ ko mën a filtrer. waaw mooy kuy dem mu xam ne da nga war a dem parce que urgence la. ci mesure yi ñu jël interdit nañu maanaam ngénte yi rassemblement yi ngénte yi bokk na ci mariage yi ak yooyu.
waaye ministère dafa ne nit ñi nañ ko defee seen biir kër. est-ce que di def biir kër gi sax du problème parce que nit ñi nu ñuy bëree ci kër yi. waaw xam nga problème la. xam boo amee kër bi nga xamante ne mu du sax 500 mètres carrés. am benn appartement. ay 30-40 personnes ñëw si ngénte ci biir appartement bi. waaw loolu est-ce que du moyen aussi de propagation de la maladie. non moyen de propagation de la maladie mais je pense que ne war nañ mën a sensibiliser nit ñi ñu jël seen ay matukaay mën ngaa am sa ngénte. nga ñëw daal ne nga woo imam bi ak sa ñaari nit ñu tuddal la nga bàyyi sa numéro téléphone ku ñëw woo la ndax allo Alassane nga ne ñu ne la félicitation loo am doom bu góor nga ne waaw yàlla dund an ndey ak baay. jeex na. jarul joxe laax jarul joxe beñee bu nit génnee àddina man gis naa sama benn xarit may nett li nee na ma am na benn waay benn catholique boo xam ne jabaram moo génn àddina mu joxe ñetti numéro téléphone nee na ñetti numéro téléphone yi pour condoléance la dinaa suul sama jabar samedi ñii ñoo fay dem ak ñii ñeneen ñi ñuy toog donc ay matukaay yooyu xam nga loolu président de la République mënu si dara mais ñun suñ conscience intérieure personnelle moo ko def mooy da ngay am loo xam ne jaru ko nga ne ñett nit nañ ñëw ñu tuddal ma sama doom wala ñett ñii nañ kii ñu mayal ma sama aar sa bopp aar sa doom aar aussi ñi lay seet si aar sa njaboot te loolu yaakaar naa ne koo ko wax ne leen sama numéro téléphone a ngi nii jarul ngeen di ñëw loolu la ñu war a def c'est-à-dire que téléphone yi dañ ko war a utiliser parce que téléphone yi dafa war a ñu jàppale waru ñu yàqal waaye am na sax ñu laajte ñu wax tamit parce que il faut ñu wane ko aussi ci kii bi boo yoree téléphone portable aussi nga ciy def aussi solution hydroalcoolique parce que téléphone yi tamit zone de contact la te tamit mun naa indi feebar bi ma jàppale la si lii am na benn gëstu bu gars yi chinois yi def nee nañ suñu téléphone yi ñu yore nii suñu chaise anglaise yi ñuy nekk ëppul ay bactéries suñu téléphone yi. waaw kon seen téléphone yi war nañ ko mën a di nettoyer tout le temps. ça veut dire que ñun ñëpp ku nekk yaa ngi yore sa benn chaise anglaise. boo xam ne ak ay doomu jàngoroom. donc loolu war nañ si mën a góorgóorlu di désinfecter suñu téléphone yi di désinfecter suñu oto yi yëpp daal ak suñu casque yeeg. maanaam jumtukaay xarale yi ñu yore yëpp. di ko désinfecter. d'accord ñu dem fale Sandaga fekk fa Boubacar Dieng egg na marché Sandaga. ça va Boubacar Sandaga naka la fi mel noonu foofu. waaw Alassane ñu ngi fii di Sandaga nag dafa mel ni nit ñi ñëwatuñ lu bari parce que fii heure boobu daan ñëw da ngay fekk ay jaay marchand ambulant ñu taxaw fii yor seeni fëgg jaay di ko jaay wante tey daal liñ fi nemmeeku mooy ñenn si ñoom ay gants la ñu yor di ko jaay fii nii si noonu sax ñu ngi kenn ak si jaaykat yi moom yaakaar naa ne magasin la yor fii sëñ bi ñu ngi lay nuyu. tur beeg sant bi naka la. man Mbaye Seye laa tudd. Mbaye Seye waaw Mbaye Seye yow fii ngay liggéey si marché Sandaga tey ji naka nga gisee dogal yi nga xam ne njiitum réew mi jël na ko démb. waaw dogal yi njiitum réew mi jël moom ànd nañ ci ak moom bu baax a baax ndax njiitu réew moom lii lañ koy doyee maanaam su fekkee ne dara dafa xew ci réew mi njiitu réew mi jóg ko def la ko war ñun ñi nga xaay ñun ñooy population bi tamit dañ ko war a jàppale ci li mu bëgg te xam ne jàppale njiitu réew mi ci li mu bëgg loolu mooy jàppale suñu bopp mooy li nga xaay ne conseil yi nga xaay docteur dañu ko jox nañu dee leen ko jëfandikoo pour mën a moytu feebar bi nañ koy jëfandikoo mais xam nga Sénégal li ci ëpp moom da yàlla dafa doog dañu dëgër bopp mais bu ñu demee ba xam ne affaire bi vraiment lu am la kon nag war nañu jël suñuy matukaay di jëfandikoo conseil docteur yi ni ñuy wax di masque ci heure ba war a masque di raxas loxo yi di takk ay gants ba noppi di moytantu nuyonte yi di moytantu jegeñantu bi daal ndax loo xaay bu la dalee ba noppi say famille nga koy jëkk a wàll kon la lu jaram moytu la waaw lu jaram moytu la deuxièmement président bi tamit jël na ay ndogal ne dina gën a budget boo xam pour dimbali population bi maanaam dimbali tey day ñaan maanaam mu ñi nga xaay ñoo ko soxla mu dem ci seen i loxo maanaam gouvernement bi na jël affaire bi na ko jël en charge fexe ba maam ñu koy yittewoo ñu jot ci ñu bañ koo def séddale bukkeek mbaam waaw parce que tamit maam Sénégal dañuy tàmm bu ñu génn benn affaire dañ ci din population moo am ay for laqoog ay affaire yaa ma neex te loolu waru ci am daa bi ñëpp la laal wante yéen ñi nekk fii si marché bi est-ce que tey jii buñ njiitum réew mi tamit wala autorités yi jëloon dogal tëj lii di marché bi ngir moytu itam feebar bi propagé wu ne leen arrangé yéen waaw xëy na duñu arrangé waaye c'est obligation ñu def ko boobaa waaye boobaa tamit dañu ñaan njiitu réew mi tamit mu gunge ñu ndax tey jii mën naa waxe ci sama bopp mais mën naa waxaale ñëpp tey jii ñun li ñu fi bàyyi nii li ci ëpp maanaam néew doole moo ñu fi bax mais su fekkee ne tey am nañ maanaam ravitaillement bu mat boo xaaye bu dee jàppal na bu suñu njaboot solo nañ ko mën a def ci kër ga boobaa ñibbi nañ bu yàgg mais manque ravitaillement ak manque doole manque ay moyens moo ñu fi bax
te sénégalais aussi bu fekkente ne ñi nga xaay yàlla dana dimbali ñu am doole ñu dimbali néegu doole yi kon xëy na ni mu demee duñ demee mais ñi am doole dañuy toog di seetaan néegu doole yi te kenn ku ci ne ku néew doole rek ke nga laa nga xam ne kii néew doole xam nga laaj na dimbal mais duñ ko def bu fekkee doomu aadama dañoo def solidarité di dimbalante te yàlla tax kon nit ñi ñu bari duñu am problème mais dimbalante boobu moo amul daal vraiment. ok léegi yéen ñi tey jii yan matuwaay ngeen jël ngir moytu feebar boobu donte ndaxte ay jaaykat ngeen da ngeen di jóg xalante xaalis di ko jëlante client itam di ñëw. waaw mooy comme li docteur di wax rek di sol ay gants di masque bu fekkee client bi dafa ñëw da ngeen jël distance ngeen waxtaan ngeen waxaale bu jubóo mu jox la xaalis bi xam nga yaakaar naa moom bëriwul lu muy wàllante ci xaalis quoi ci wala joxante xaalis li muy wàllante daal li chaque jour gars yi nga ko wane ci télé yi ak di ko wax ci rajo yi kon nag loolu ñëpp xam nañ kenn du na xaw ma daal bi ni muy wàllante kenn du na xaw ma ko li ñu ñaan nag président mu gën ñoo jàppale commerçant yi parce que nag li ci ëpp moom commerçant yi coono bi moom ci ñoom lay ëppee ndax commerçant yi jaay ak jënd la am tey jii ñii ci ëpp buñ xëyul rek dañu am problème fi ne daanaka dañuy xëy nii sax mais dañuy xëy pour la forme rek ba ñu xëy tëdd mais daanaka xëy si bi ñàkk xëy si ñoo yem dañuy xëy suba ba ngoon doo mën a jaay 1000 francs te sa wax nga sax ci ñu lay woo ceeb ba jeex na diw bi jeex na te doo ci mën dara donc nañ jàppale néegu doole yi daal vraiment nañ jàppale néegu doole yi surtout commerçant yi moom dañoo sonn yàlla xam na ko surtout le marché ambulant fi ne xoolal fii marché ambulant Colobane tëj na booy daan jaay fii yëpp ñibbi nañ te ñu ci ëpp booy boo ci gis lu mu dee mi ngi responsabilité yor na 5 personnes yoo xam ne gën a yàlla moo leen dundal même marché ambulant bi lu mu dee mi ngi 5 personnes yoo xam ne ñoo leen dundal kon marché ambulant bi ak jaaykatu magasin bi ñoom ñëpp a yem ñëpp ay responsabilité lañ kon bu ñuy jàppale nañ jàppale néew gu doole yi ki am doole ba noppi am na doole du noonu nañ jàppale néew gu doole yi waaw. merci beaucoup Alassane ñoo ko déggandoo yéen ak auditeurs ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi seetaani ITV en direct ñu ngi fii si marché Sandaga ñëw nag xool si commerçant yi ñoom naka la ñuy dundee mesure d'urgence yi nga xam ne président de la république jël na ko ak ñoom ni ñu ko gisee ak gàllankoor yi nga xam ne war na koo mën a am si seen commerce ñoom daal jàpp nañ ne mbir mi du leen arrangé waaye foog ñu accepté ko ndaxte njiitum réew mi moo ko jël Alassane lii la ñu amoon fii si Sandaga. jërëjëf Kambel docteur gis nañu ñu bëri feebar bi mu xewee ñu ngi sol ay gants. est-ce que gants yi c'est recommandé ci xeex feebar bi parce que gants bi est-ce que du jël ay bactéries ou bien jël même ay virus. waaw sol gant moom di dox si mbedd yi c'est pas recommandé ça sert à rien yaakaar naa ne jël gant di ko sol nii génn par exemple dox dugg si kaar yi génn dem yore yooyu moom jëriñul dara. Gant moom boo ko utiliser déjà gant bala nga koy utiliser mooy da ngay désinfecter say loxo ba pare. maanaam jël savon saabu raxas wala nga jël gel hydroalcool bi kii dugal say gant après def liggéey bi moo xam da ngay togg. moo xam da ngay faj moo xam da nga am looy joxe nit ñi di ko jël. loolu moom moo ko defee baax te gant bi boo ko yoree pendant 2 heures de temps 3 heures de temps war nga ko dindi changer ko. wala nga jël gel hydroalcoolique bi raxas ko si gant yi. mais yore ko nii moom amul benn njariñ. te loolu ay gëstu wane nañ ko même personnel hospitalier. yi nga xam ne ñooy médecins yeeg infirmiers yi di faj. gis nañ ne recommandation yooyu di yore gant. ak di si def alcool tout le temps. boo ko deful sur téeméeri malade yoo jël mën ngaa jox fukk malade doomu jàngoro bi. moom lay tubaab di wax ay maladies nosocomiales. maanaam boo yoree gants yi da nga ko war a tout le temps yow di ci def. soit alcool di ko raxas. waaw parce que doo yoree gants yi rek soog ko même boo koy simmi balaa nga koy simmi il faut nga raxas ko. waaw parce que mën nga ko simmi. exactement nga contaminé sa bopp. yow comprendre nga fa am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy non seulement dañuy sol gants bi avant ñuy désinfecté wu. léegi buñ désinfecté wul bu ñu sumi gant bi daal di sumi def nii. ak seen loxo ak seen loxo. waaw léegi yow li nekkoon si gant bi mi ngi sa loxo. donc gants yi moom je pense que ne war nañ ko mën a. manipuler ak beaucoup de prudence. waaw prudence bàyyi ko ñi nga xam ne ñoom ñooy professionnels yi mooy professionnel santé yi ak ñi nekk si restauration yeeg yooyu ñu ko yore mais par exemple soo sa gant di dox si mbedd mi nii amul benn njariñ. remplacer gant bi daal ba ci raxasu daal. raxasu daal saabu daal mooy. raxasu bi daal moo gën. waaw bañ a yore say gant daal mooy chaque 2 heures de temps wala saa boo jógee fenn dugg fenn bala ngaa dugg si kër jàmbur ne may leen ma saabu ñu nga raxasu nga soog a toog waxtaan ak nit ñi. maa ngi lay gërëm di la sant docteur Cheikh Sokhna ma rappelé yaa ngi liggéey URD fii ci Sénégal da nga aussi bokk ci IHU bu Marseille bu Didier Raoult bi xamante ne mooy yaay responsable équipe 3 bi 8 équipe la foofu te kii di Didier Raoult moom mooy ki nga xamante ne nee na chloroquine nga xamante ni waa quinine bu ñu doon jël fii ci suñu réew yi bu ñu ko jëlee boole ko ak leneen mun naa xeex
jàngoro feebar bi bu baax a baax te xam nga nag ni wàcci niin ak yooyu médicament bi xamante ne générique la ñëpp mën nañ ko defar te yaakaar ne Sénégal war na mun a gën a gëstu ci côté boobu waxtaan ak scientifique yi ak chercheurs yi pour xool naka la mu defee protocole très rapidement xool ñi xamante ne commencé nañu feebar ñu ko commencé lañ di ko jox pour ñu xool nag ban effet lay joxe daal bu fekkee ne joxe na effet bu baax ñu xam ne baax na ñu fajee ko nit ñi waaye entre temps ku nekk na toog këram bañ a wàllal nit ñi bañ a jël ay dispositions yi xamante ne day feebarloo nit ñi parce que feebar bi lu am la day reyaate te reyaate bu baax bu bon lay def maa ngi ci jéggalu ci wax ji parce que gis nañ tey même chanteur boobu nekkoon Manu Dibango yàlla yóbbu na ko tey ndaxte feebar coronavirus moo ko yóbbu maa ngi gërëm équipe bi yëpp nekkoon ak man ci suba ba léegi di waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy sensibilisation bi ci coronavirus bi di remercier rédaction bi ci maanaam accompagnement bi ci émission bi ñu leen di jox dig daje suba incha allah bu ci yàlla andee beneen émission tamit ci rajo bi ñu continuer di waxtaan ak télé bi ci nit ñi pour accompagner population bi ni war a jël seen matuwaay déglu docteurs yi lu ñu wax loolu moo am docteurs yi rek mooy mun a joxe li xamante ne moom moo ñu mun a dimbale ci xeex feebar bi rappelé nit ñi ci kaname tuuti am na conférence de presse ministre des transports terrestre ak ministre de l'intérieur daañu ko def ministère de l'intérieur di rappel tamit jël nañu ay matuwaay couvre-feu ak état d'urgence nañuy xam ne yëf yi moom ci guerre la ñu nekk te bu ñu nekkee ci guerre na ñëpp nekk ay soldats da ngeen jëf seen dog jàmm